mbokk téléspectateur yu Passy TV ñu ngi leen di ziar ku ci nekk sa tur ak sa sant maa ngi tudd Bassirou Touré nekk plénipotentiaire parti socialiste candidat bi di Amadou Débé Dème man maa ko teewal file comme ni ko monsieur Sow waxee laajte ñu ngi centre de vote Passy 3 wante suba ba léegi ñu ngi fi nemmeeku wuñu fi benn jafe-jafe bi nga xamante ni suñuy représentant de bureau de vote signalé nañ ñu ko wala suñu mandataire xëy na nag ci suba si ñëw nañ fekk ay jege ñaale maire ubbi liste te loolu musul xew ci histoire élection fii ci Sénégal rawatina fii ci Passy ñu dénoncé ko ba finalement ñu dakkal boobule liste donc di def rang ku ci nekk topp si ki nga xamante ni moom moo la jiitu loolu daal nemmeeku nañ ko fi à part fii nag demoon nañ centre Passy 2 ndax plénipotentiaire lañ fekk nañ fa nag ay jaxasoo entre camp wu Pape Adama Cissé le candidat de Benno Bokk Yaakaar ak monsieur Ibrahima Dème candidat de la coalition Buntu Bi mais nag ñuy appeler aux téléspectateurs aux militants ñu leen di appeler à la non violence ndax Passy ñoo ko bokk yàlla xam na kuy falu ba noppi defe naa ne fekk quelques heures moo si des ñu xam kan moo war a jiite donc la destinée de Passy ñun candidat Amadou Débé Dème ak parti socialiste ñu ngi woote non violence donc di ñaan yàlla espace donc électoral bi mën a pacifié wu bu baax a baax. waaw affaire yi waaw vote bi mu ngi jaar ci yoon gars yi ñu ngi ñëw ñu ngi voté vraiment. yaakaar nañ taux de participation bu avancé quoi cette année-ci vu que boo xoolee pratiquement centre de vote boo dem mu ngi dox surtout fii nga xam ne mooy centre bi gën a mag gars yaa ngi ñëw ñu ngi voté massivement quoi waaw affaire yi moom mun naa ne avancé na bu baax a baax par rapport parce que boo seetloo ren école 3 bureau de vote yi daa yokk on a 5 bureaux te boo xoolee nit ñëpp ñu ngi ñëw ñu ngi voté bureau yi depuis 7h30 ba léegi rang yi mu ngi dox mais saa yoo ñëwee yaa ngi gis ne mu ngi gën a xat. nit ñaa ngi ñëw bu baax a baax nag voilà nit ñaa ngi ñëw bu baax a baax waaw am nañ yaakaar daal ne Passy moom ren dinañ am taux de participation bu élevé par rapport aux autres années quoi. waaw kii moom mu ngi bokk comment dire Yewwi Askan Wi sama confrère Brel Fall ñun ñëpp ñu ànd pour jëlee fi Pape Adama Cissé incha allah. waaw asalaamaaleykum rek di ziar ñëpp comme ni ko laay waxee ñun daal suñu objectif ci jamono ji moom mooy monsieur le maire may ñu. parce que wax dëgg fa yàlla instant yi ñun ñëpp dañoo bàyyi suñu yitte pour ñëw parce que tim nag ay jeunes lañ te am na yoo xam ne ni gis nañ ne doxut loolu instant bi nag vote bi mu ngi dem am na nag ay tension yi fi amag mais nag wax dëgg fa yàlla canaliser nañ ko tempérer nañ ko ba yëf yaa ngi teguwaat ci yoon juste rek difficulté yi ci am mooy vote bi yéex na mais nag d'ici peu de soir d'ici ce soir rek foog naa ne yëf yi dina sotti loolu daal moo si nekk ñu gërëm suñu confrère laay comme ñun ñaar ñoo nekk moom it mu bokk buntu bi ñun ñu bokk coalition Yewwi Askan Wi wax dëgg fa yàlla xeex bi mooy teg fi ki fi gën li Passy di jooy ñu réglé ko delloo Passy li mu moom te loolu mooy objectif yi ñi nga xam te ne moom lañ fi bëgg kooku lañ fi bëgg a jëlee waaw. Passy TV ginnaaw bañ leen nuyoo sant leen gërëm leen te nag ñu ngi fii nii école 3 di leen toppal si élection locale yi ak départementale te nag ñu ngi taxawal suñu papa monsieur Diallo bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar àndat le maire sortant di Pape Adama Cissé te dañ ñu fas yéene koo laaj nan la gisee bon élection yi ak nu mu commencé ndax bon lan mooy impression am daal. waaw sama impression mooy li njëkk mooy dëkk bi ñun ñëpp ñoo ko bokk ñun ñëpp ay mbokk lañ xam nga bi nga commencé wax da nga ne suñ papa ce qui veut dire que man ñii ñëpp maa leen jaboote xale yëpp jeunes yëpp ce sont mes enfants parce que je les ai vus naître et grandir maa leen juddule maa leen toppatoo seen wér-gu-yaram ba yàlla dimbale leen te ñu kattan bay ñëw di voter wala ñuy xëccoo sax mairie donc sama njaboot moo fi ne man Diallo donc de sorte que jàmm rek laa bëgg mu am ñu xam ne ñun ñëpp ñoo bokk liñ bëgg mooy defar Passy kon ku yàlla jox majorité bi nañ xam ne moom la ko yàlla jox ñëpp ànd ak moom jàppale ko man nag j'ai fait mon choix dama def sama tànn mooy gannaaw bi ma xoolee candidat yëpp Pape Adama Cissé ci moom laa am yaakaar pour defar Passy te man defar Passy rek moo ma ñor moo tax ma wëlbatiku bàyyi samay bëgg-bëgg ak sama yëpp ñëw laxasaayu ànd ci gannaawam di ko jàppale pour mu gagner élection yi pour defar Passy comme niñ ko bëggee ñun ñëpp. comme noo ko waxee rek kon te Passy ñun ñoo ko bokk te démb ba tey ñu ngi gis violation yi
di gis gars yi di sànnante xeer ñii di bënn puno ba tey jii nii sax foree neen ci weeyu béy na tey jii nii monsieur le maire ba mu doon voté am na benn dambum ba max ba mu daanu foofu noonu lan ngay wax ci loolu. waaw loolu li ko waral mooy nit ñi ñooy am comportement yu ñu warul am parce que maire ak loo bëgg-bëgg xëccoog moom da ngay xam ne moom la yàlla teg ci kanam dëkk bi ba élection yi passé man Diallo su may ñëw di voté si nga taxaw sama kanam ne fii kër gi kenn mënu fe dugg te jaarul ci buntu bi te yow sa parti tudd buntu bi nga insister ci loolu taxaw suma kanam. te yow da nga jàpp ne ku ko def daal waa buntu bi la bokk. oui buntu bi la bokk mooy seen responsable des femmes d'ailleurs la fille sama doom la kii Diallo comment encore moom moo ko def la fille kii sama xel dafa fat bu lépp jàlloo bu lépp jàllee ba 18h ñu tëj bureau de vote yi ñu ne yéen a gagné looy wax waa Passy. dama xëy yónnee benn vocal fajar laa ko yónnee ci suñ groupe je suis le directeur de campagne de maire dama ne même suñu gagné li ma njëkk a wax mooy moto yi caravane yi nañ def ndànk parce que bugguma kenn gaañu bugguma kenn gaañ kenn na oto yi daw ndànk na moto yi daw ndànk parce que ku fi gaañu ku ne suñ njaboot la loolu laa njëkk a lancé ci comité directeur bu Passy tey ci fajar boo demee ñu jox la ko léegi nañ def ndànk xam ne bu kenn waru fi gaañ kenn ndaw nag yaramam day tàng muy def yëfu ndaw mais nañ def ndànk man lim sama souci bu njëkk mooy bu kenn gaañu de deux ñoo bokk dëkk bi man am naa droit seet ki ma yaakaar keneen am na droit seet ku mu yaakaar mais suñu paree nag nañ xam ne nous ne sommes pas des ennemis duñ ay noon ay mbokk lañ suñ paree ku gagné nag ku bëgg Passy nag juróomi at yi da nga war a laxasaayu nag taxaw ci gannaawam jàppale ko pour mu réaliser ay mbir pour Passy bu wut jotee nga taxaw ne kii lim def mën naa def lu ko gën mais buñ fal nit ba pare mais xoolal mandat bi passé durant tout le mandat on n'a même pas le temps de travailler les gens critiquent à longueur de journée mais nit ki boo nekkee responsable nit mi ngi doxale mais c'est ce que je faisais damay dem bureau ne ko monsieur le maire il paraît gis naa lii wala lële lii baaxul da lay yàqal day yàq dëkk bi de sorte que qu'on ait ce comportement responsable na nit ñi xam ne dëkk bi nag du kenn maami kenn moomu ko fii ñun ñëpp ñoo ko bokk fi mu toll nii pël beeg bambara beeg saraxole bi ñëpp c'est des Passiens qu'on se comporte comme tel ku gis luy yàqu nga defar kuy gis loo xam ne jubul nga ne lii jubul ñu ànd defar man loolu laa gëm te ci loolu laa ne moo tax nag man kenn moomu ma même mes ambitions personnelles moomuñu ma damay dem ba xam ne lii moo war a mën a nekk ma nangu ko on m'aurait dit que je vais me coaliser avec le maire en 2014 j'allais dire non parce que j'étais candidat mais après avoir évalué les 7 ans de son magistère dem leen ngeen déglu Passy ñëw rapido interview biñ ma defaloon ak la ma leen tontu woon. monsieur Arona Diallo bu ngeen perte lan ngay wax sa njaboot. bu kenn def lu ñaaw man de du ma def lu ñaaw bu kenn def lu ñaaw te duñu perte incha allah on va gagner ah oui on va gagner. jërëjëf monsieur Arona Diallo bonne chance merci beaucoup. ginnaaw ban la nuyoo ba pare bon ñu laaj la tey nga ñëwoon fii di voter fii si école 3 bokk ci commune de Passy nga ñëw di def sa devoir citoyen ñu laaj la nan nga gisee élection yi ak lan mooy sa impression. waaw d'abord maa ngi lay fay comme ni nga ko waxee rek élection municipale la donc ñun waa Passy war nañu fépp foo mënti nekk rek nga ñëw teewee bés bi pour au moins mën a tànn candidat bi nga xam ne moo la doy comme ni nga ko waxee nag. élection bu am solo la parce que tànn njiit boo xam ne moom mooy jiite dëkk bi je crois que boo koy def également voilà man nag si biir loolu si laa rek ne am ku ma tànn koo xam ne daal vraiment xëy na du ma ko dévoiler mu jaral ma jugee Dakar ba fii donc ñëw rek pour jox ko sama voix voilà donc si biir loolu également gis naa nu muy doxee pour le moment donc violence amagu fi mais le même bu amee également donc amagul yenn dérapage yi quoi. mais démb ñun ñu ngi woon Passy te dégg neen ay violence yu bëri ci ay bënn puno oto jàmbur sa nante xeer loolu noonu yëpp dégg nañ ko ba tey jii nii ñuy wax ak yow le maire sortant di Pape Adama Cissé bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar moom école 1 lay voté ba mu fa demee dafa fekk benn daam ci buntu ba mu ko fa fekkee dégg naa Dakar ba wax ba daam bi daanu foofu noonu loolu lan ngay wax ci violence yooyu noonu même bu dee yëgoo ko. waaw tout à fait bon dégg naa ko sax parce que yooyu c'est des rumeurs yoo xam ne ça passe partout dégg naa ko de aussi vraiment du lu may rafetlu bu fekkee lu am la
parce que njiit également dafa am comportement boo xam ne moom nga war di wane di joxe un bon exemple boo fekkee ne njiit nga da nga war a tëddee njaaxanaay donc ne pas répondre à la provocation parce que provocation si élection du ñàkk quoi mais en tant que njiit nekk le maire sortant quelle que soit la situation rek il ne devait pas répondre à la provocation bu fekkee provocation am na. fu nga bokk doo ko dévoiler bu ngeen gagné bu ñu leen gagné lan ngay wax jeunesse Passy. voilà man présentement comme demandé nga ma ko bien vrai que nekk ma fi campagne yi nekk ma fi woon mais vraiment maa ngi si coalition citoyenne buntu bi di ñaan rek yàlla may ñu ndam mais aussi élection la ku nekk mën na gagné ah et que aussi ku gagné ñu ngi koy ñaanal mu yor dëkk bi si jàmm mais également gars yi ñu def ko dans le fair play dans la sportivité te xam ne également c'est Passy qui gagne quelle que soit la situation que ce soit Pape Adama Cissé Mame Baye Niass ou bien Débé wala Ibrahima Dem ku si gagné rek pour man daal vraiment war nañu mën a boolowaat bu fekkee ne réellement Passy moo leen intéressé laa wax bu fekkee Passy moo leen intéressé quelle que soit la situation ak ku mën a gagné rek ñeneen ñi pour man war nañ mën a ranger wu gunge ko et que vraiment mu doxal mandaam si jàmm ak salaam lu ñuy xaar si moom mu def ko mooy yóbbu Passy si kanam. jërëjëf sëñ bi kon ñu ngi lay souhaiter bonne chance pour le reste ok merci beaucoup. merci beaucoup ginnaaw ba la nuyoo tey nga ñëw di voter fii nii école 3 bokk ci commune de Passy nga ñëw war a tabb koo xam ne tey jii moom nga àndaloon depuis le début nan nga gisee élection yi. élection yi de lu ma ci gis rek mooy que mu ngi jaar yoon instant bi ñu toll nii amagut violence nit ñaa ngi ko teg ci yoon te xam naa bu baax a baax ne nit ñi dinañ continuer noonu parce que ñun ñi ñëpp ay doomu dëkk bi leen neen respecté ku nekk na nga jox sa morom cër ñu voté ko si jàmm affaire bi jeex fair play daal man daal loolu lay wax. violence bu ngi ci dégg démb ba léegi lan ngay wax jeunesse bi ak ñan ngay wax parti yi. ñaaka responsable rek parce que jeunesse yi kenn ku si nekk tey ji Mara su ma tojoon sa bopp sama bopp laa toj kon neen xool ne li may yëkkati di ko teg sama morom su ma ko nattee sama bopp rek waruma ko teg sama morom neen delloo si suñu xel bu baax a baax te xam ne ñii tax ñuy reyante suñu paree ñoom dinañ joxante loxo ñun itamit neen joxante loxo avant ñoom ñuy joxante loxo ne ñu bàyyi violence bi woote ci jàmm woote ci salaam liggéey dëkk bee ñu tax a jóg neen liggéey dëkk bi mais nag bu ñu xeex bu ñu xuloo neen def fair play rek affaire bi jeex. waaw ginnaaw ban la laajee loolu ñun xam nañ ne am nga fu nga bokk mais jàpp nga ne tey jii kun mënti far rek tey jii lan nga koy wax bu élection yi jeexee. non ma ragaluma féete moo tax damay jàkkaarloo yow nii wax ak yow man ñun ñooy faluwaat incha allahu rabbi. yéenay ñan ñun ñooy monsieur le maire Pape Adama Cissé ñun ñooy faluwaat duma ko yëkkati di ko jox kenn sama bopp laa koy jox ñun moom bu ñu yéegee moom te dañuy yéeg sax dinañ yokk defar dëkk bi defar neen dëkk bi. mais dinañ ko yokk a defar te dinañ ko yokk a defar te di ngeen ci xam dara bientôt incha allah. jërëjëf soxna si di ngeen ko yokk a defar kon ñu ngi lay sant di la gërëm di la bàyyi nag nga dem voté ji merci beaucoup. ñu ngi jàkkaarloo suñu yaay Khadija bokk si coalition union citoyenne di buntu bi tey suñu yaay Khadija nan nga gisee élection yi ak lan mooy sa impression si élection yi. jërëjëf waa Passy TV maa ngi leen di nuyu bu baax di leen gërëm di leen sant di leen encouragé si seen liggéey. di wax rek ne sama gis-gis ci élection yi moom mooy élection yi nii c'est exceptionnel parce que dund nañ fi loo xam ne yaakaar naa ne buñ ko dundee ci élection tamit bariwul wax 5 candidats dans Passy buñ ko fi dundee tamit bariwul donc tey moom comme ni ma ko waxee élection exceptionnel ci lañ nekk nii waaw waaye di wax rek ne loolu yëpp soo ko seetee mooy buggu Passy rek ambition yi yokku kon nañ ko xamee noonu rek jàppee ko noonu ba nga xam ne dinañ def ay élection yi nga xamante ne nii yu baax la rek pour Passy baax pour la population de Passy lu si nekk rek nañ xam ne Passy ñu ñor Passy ñu tax a jóg Passy tax ñu di ko def. comme loo wax Passy moo ñu ñor tey jii daa mel ni nit ñi dañoo gën a yeewu suñu yaay Khadija parce que boo xoolee rang yi léegi dafa gën a serré kenn toogatul këram keneen bi ñëpp a génn di tabbu koo xam ne moom leen choisir te moom leen jàpp ne tey jii nii buñ ko falee moom mooy yore dëkk bi te nuñ ko bëggee mu yore ko noonu la koy yore noo gisee engagement bi wu. rafetlu ko lool parce que li ma leer mooy taux de pourcentage bi tey bu génnee dinañ xam ne bii ak yi daan am du benn parce que niñ ko waxee yow yaa ko wax lu génne population bi heure bii daanoo fi gis kenn li génne population bi mooy yéen seen conscience yi fi mu nekk nii wan nañ leen ne leen parce que yéen la parce que ni muy mel. yéen a koy désigner seen bopp parce que fiy toog yéen a koy tànnal seen bopp. c'est important tey li nga xamante ne nag moo ko wane xam naa ne mooy élection yi nga xamante ne
tey am na tuuti changement nga xam ne nit ñi ñooy tànnal tey seen boppu maire waaw tey lu génnee si urne yi rek nit ñi ñoo tànnal seen boppu maire. muy raw gàddu léegi nan nga gisee violence bi violence depuis démb ba léegi ay bënn puno oto jàmbur toj boppu jàmbur toj veeri jàmbur loolu noonu nan nga ko gisee ak lan ngay wax jeunes yi. di ko déplorer bu baax a baax parce que ñun nag ñooy yaay lu ñëw ci ñun lay métti moo tax toujours jeunes yi dama leen di wax ne parce que kese moo fi daje parce que kese moo fi daje na ngeen xam ne parce que kese moo fi daje intérêt Khadija bu mu tax kenn toj boppi kenn intérêt keneen bu mu tax kenn toj boppi kenn mag mu sàggan ba gisul loolu ba war a boole njabootam yéen bañ leen ko parce que comme li nga wax nag conscience yaakaar naa ne fi nekk nii kenn ku nekk am nga xel am nga xalaat te si ndaw yi lañ ko gën a séentoo sax parce que munoo boole defar ak yàq te defar bi si yéen ndaw yi lañ ko séentoo waaw donc di ko déplorer bu baax di leen wax ne yéen a bokk lépp la preuve en est que ñi àndoon 2014 tey jii 2022 bi ànduñu waaw léegi ñu ngi dem 2024 bientôt sax élection législative yi est-ce que tey ki nga xaañ bu subaa dina ànd ak yow ah mu ngi noonu kon nañ seet li ñu def bu baax a baax surtout yéen jeunes yi ma di leen invité si loolu candidat bu leen wax ne dóoral ma kii tojal ma kii boppam defal ma kii liyam na nga ko bañ parce que sa frère nga koy def wala sa sœur nga koy def. nga bokk ci coalition bunt bi ngeen gañe wala ñu gañe leen lan ngay wax waa Passy. lu ñu wax dara man li may wax rek mooy ku gën si Passy rek yal na ko yàlla def li gën si Passy yal na ko yàlla def ku gañe yàlla jox la ndam li xamal ne du yow suñu borom la kon nag suñu borom dafa fonk doomu aadama na nga fonk doomu aadama yi si Passy na nga fonk ñi la ko jox na nga liggéeyal Passy loolu laay wax ñi gañe. jërëjëf suñu yaay Khadija ñun ñu gañe la coalition citoyenne buntu bi ñun ñu gañe ko parce que am nañ ay mébét yu bare pour Passy macha allah yal na ko yàlla def waaw ñun ñëpp ñu fekkee ko te bokk ko mais encore une fois daal xam leen ne yéenay suñuy ndaw xam leen ne yéenay suñuy yaakaar xam leen ne ñun buñ jógee rek dañ leen won fi ngeen war a jaar moo tax sañu ñoo xeex ñun mag ñi sañu ñoo xuloo sañu ñoo defante lu bon man bokk waaw. kon nag jërëjëf suñu yaay Khadija leen dékkoon micro bi mu bokk ci coalition union citoyenne di bunt bi kon ñu ngi lay wax bonne chance suñu yaay Khadija jërëjëf. comme waa Passy TV tey nag ñu ngi jàkkaarloo suñu yaay boo xam ne mu ngi toog ci suuf bi nekk ci rang bi bëgg a def devoir citoyen ñu nuyu ko buñ ko nuyoo ba pare di ko laaj lan la yëg ci élection yi ndax sonn moo waral tey jii nii mu toogee nii wala lan la. lépp jàmm rek ku war a jël rek yàlla may la ko si xol bu sedd. ndax yow yàgg nga voté fii nii. waaw ren la ñaar li nga gis tey ndax daan nga ko doon gis ci ay élection. waaw. tey sonnaay bi dafa mel ni sonn moo tax nga toog ci suuf. sonn ma damay xaar sama rang rek bu sama rang ñëwee rek ma wote noonu laa ko gisee. bu sa rang ñëwee nga voté. waaw. lan nga gisee violence bu am fii nii Passy depuis démb ba léegi ak lan ngay wax waa Passy ñu voté si jàmm wala. nañ voté si jàmm rek ñun ñëpp ñoo bokk dëkk bi ñun ñëpp ñooy doomi dëkk bi nañ voté si jàmm kuy jëli rek yàlla jox la ko si jàmm. te jàpp nga ne yow ku falu rek baax na. te jàpp nga ne ku falu baax na. waaw ku falu rek baax na. ku falu baax na ñun daal ñu ngi jàpp daal kuy jël daal yàlla moo xam waaw foofu daal laa yem. jërëjëf kon ñu ngi lay sant di la gërëm. Passy TV ñu ngi nii si rang bi ñi soxna si ñu ngi nii di rang di dugg ci bureau de vote yi pour voter def seen devoir citoyen soxna si noo tudd. Kumba Gueye. waaw Kumba Gueye ñu ngi lay nuyu di la ziar ak lan nga gisee élection yi lan mooy sa impression si élection yi. Ça va de à part am na ay tension rek. et mënoon nañ ko éviter quand même parce que ñoom ñëpp ñoo bokk Passy bi. léegi enjeu yi. Passy élection bi mel nii mu ngi fiy doog a am. c'est la première fois moom. nan nga ko gisee. en tout cas que le meilleur gagne rek loolu rek laa am pour wax. parce que jàpp nga ne ku falu rek aussi. waaw man moo amu problème boobu. à moins que soo ñëwee nga def fi lu tax ñuy wax. nan nga gisee métti na rang bi métti na wala métti. métti na parce que ñun ci kanam lañ nekkoon instant yi ñoo ngi nii obligé commencer waat à zéro. ñu ngi lay wax Kumba bonne chance ci élection yi. que le meilleur gagne.
Passy TV jàkkaarloo suñu benn naataango moom net dafa ñëw pour voter fii nii si école 3 ñu ngi lay nuyu sëñ. ñu ngi leen di ziar ma. noo tudd. Moussa Diouf. tey da nga ñëwoon pour voter si noo gisee élection. waaw saa si durul mu ngi dox bu baax daal waaw am na sécurité en plus rang yi ñu ngi dox en tout cas daal nuñ ko yaakaaree woon mu ngi koy demee parce que élection moom bu ñu ko waxee jàmm moo tax ñu di ko wax quoi élection yi mu ngi dem si jàmm ñu ngi sant yàlla alhamdulilah. enjeu yi li xew Passy daa mel ni mu ngi fiy doog a xew noo ko gisee. waaw loolu moom mënut a ñàkk loo xam ne élection moom moo demee noonu rek à chaque fois moom dinañ si gis loo xam ne mbetteel lay doon si ñëpp daal loo xam ne lu bees la waaw mënut a ñàkk mais ñu ngi sant yàlla. lan ngay wax jeunesse parce que depuis démb ba léegi ñu ngi dégg ay violence par ci par là ay bënn pono oto jàmbur loo leen di wax. waaw loolu mun na ñàkk parce que bu ñu waxee élection violence sox kaa jóg quoi violence sox kaa jóg ak nu mu munti demee tey élection yi benn jour la day jàll tey suba ñun ñooy àndaat kon violence mun na see ñàkk violence mun na ñàkk bu baax a baax. yow d'après yow ku gagné rek baax na fii Passy. waaw mun nañ ko waxee non mënuma wax ne ku gagné rek baax na parce que kenn ku nekk ak sa choix la ku nekk ak ngay voter kon mënuma wax ne ku gagné rek baax na waaw ku nekk daal ak nga yaakaar ne bu jëlee commune bi dina ko defar loolu daal am nañ si yaakaar bu baax a baax. jërëjëf Moussa kon ñu ngi lay bàyyi nga dem def sa devoir dem voter. maa ngi leen di sant leen di gërëm yéen tamit merci beaucoup. jërëjëf merci beaucoup. ñoo ngi leen di nuyu yéen waa site bi la Passy TV gannaaw bañ leen nuyoo ñu ngi leen di ñaanal liggéey bi ngeen di liggéeyal waa Passy fu ngeen ci bëgg a yegg mu yegg fa. sama xalaat nag ci dëkk bi mooy ñu ngi toll ci jamonoy wate pour laaj maire bi. ak te it gëm nañ seen bopp mooy kenn ku ci ne xëy nga sa kër ne ci naaj bi jël sa carte yëkkati ko jox ko nit maire ba nga ko jox na bàyyi xel askan wi nga xam ne moo la fal. man damay dem hôpital di vérifier di xool donte ka aw ma fa malade da nga fay dem nawet dafay fees dell ak ñax mu wóor la ne ñii bu ñu fi indi woon jàngoro di faju it bala ñoo ñibbi danañ fi jëlee beneen jàngoro loolu lépp sama xalaat la dëkk bi fees na dell ak ñax lu ñu war a mën a bay la même bu fekkee maire bi amul capacité xaalis bu mu ko bayee kàddu gu rafet ak jege nit ñi sax war na mën a communiquer ak nit ñi ñu ànd ñaari fan yi ci weer sàngam kenn ku ci ne ñu génn ñu bay mbedd mi ba mu set te fii mën naa ñàkk sécurité parce que man jamonoy nawet fee ma dëkkee léegoo-léeg nga jógee koo fa ci ay kër yoo xam ne boo dee jaar ci biir ñax mi da ngay daw ndax ñax mu bari te loolu jàpp naa ne bu dee rôle maire bi la foofu maire bi war na faa mën a féete waa dëkk bi maanaam dimbale leen waxuma yëkkati xaalis di ko jox lii ñuy def nii moom lu ñaaw la élection jot nga dem fekk nit ko jox ko 2000 francs dugg ci këram nayu ko boo fa jógee ko loolu dafay mel ni ku yore ay gàtt yoo xam ne da nga leen di xiifal bañ xiif nga di leen jox loolu lu ñaaw la lu ma ñaawlu la loolu nag mu ngi dalee ca ka jiite réew ma moo ko njëkkee Dakar fa laa nekk mais jikko la bu ñaaw boo xam ne daal jàppaguma ne ba léegi ñoom jàpp nañ ne ay nit lañ yore ñoom dañoo jàpp ne population bi ay bàyyi ma lañ te population bi du ñu ay bàyyi ma de waxoon naa ko ci jamonoy mbas mi nee naa leen boo waxee ñu ne population Sénégal bi amuñu yar man adduna bi gisuma fi benn population bu ëpp population Sénégal yar problème mu njiit kay lañ am mooy benn bañ ne toog leen nit ñi toog nañ tëju leen nit ñi tëju leen te it li ëpp ci lañ doon wax lépp la ci doonu dëgg moo ëpp la ci doon dëgg ana ki nga xam ne moo jiite santé du moo daan toogloo nit ñi tey mooy dajale nit ñi ak kam àndal te loolu lépp boo fa jógee koo daal nit ñi mu mel ni nit ñi bëgguñu dara fi ni nit dimbaliwuñ nit ñi defaluñ leen dara Sénégal problème mu njàng des na fi nit ñi bëgg nañoo jàng dañoo gisut ku leen di jàngal yow nan ngay demee ci école bi dugal ci sa doom muy jàng nga wëlbati ku dell ki koy jàngal boo demaatee ci kër nga utaat keneen di ko fayaat mu di ko jàngal kon kay dañoo waroon a libéré nit ñi kenn ku ci ne ut sa kër di jàngale te loolu lépp li ko andi mooy ñiy jàngale fii ci école bi ñooy wëraat defaat ay cours ci kër yi di jàngale kon ñoom lu ñuy jàngale xale yi ci école bi te ci école bi lañ leen waroon a jàngale liñ leen di jàngale bu ñu demee seen kër nga xam ne daanaka toogaat fa di jàng mais école bi da ngay gis ku fi xëy dem ba ñibbi sa kër doo fa jëlee dara. ñu dellu fii Passy école 3 naaj bi tàng na sànq maa ngi doon dégg ay wax looy wax ci loolu. waa école 3 boo gisee nangu moo ci woon a wax dama xamuloon maanaam responsabilité utal nit ñi banc yu ñu toog ak baas kan la war comme xamuma. ñëpp la war candidat yëpp la waroon. comme xamuma kan la war. candidat ñëpp la war moo tax manuma ci woon a wax waaye jaadu woon na man yaakaar naa ci suba laa fi ñëw te ba fii nuy wax ak yow rang bi mënuñu koo génn waroon nañoo utal nit ñi ay wane ñàkk gi ñu ñàkk respect ci nit ñi ak ñàkk gi ñu leen ñàkk a faale nga xam ne li ma la waxoon sànq ne la daanaka bàyyi ma la ñu jàppee nit ñi te loolu mooy li am
fii mu toll ni dëkk bi du am na maire man de maire bi xaw ma ko te maa ngi ci dëkk bi de te jàpp naa ne barab yi may dem nii war naa fee mën a daje. maire sortant bi mu ngi tudd Pape Adama Cissé. Pape Adama Cissé waaw xam naa turam mais dama ne ci dëkk bi laa dëkk te damay wëndeelu ci dëkk bi wax naa la léegi ne la damay dem hôpital même bu ma fa amul malade di fa dem di vérifier xool damay dem mairie damay dem ci yeneen barab yi ci biir dëkk bi di wëndeelu du ma fi am benn soxla même damay wëndeelu ci biir dëkk bi man nag Dakar laa nekk fa laay liggéey mais bu ma ñëwee fii Passy mbedd yeeg lenn lu ci ne dama koy wër di ko xool foofu daal moom mooy rôle bi te it lii ñu leen dénk ni askan wee ko moom damay wax ne bu dee ne yow santé yow yaay maanaam tënk bu gàtt rek muy sécurité muy ministère de l'intérieur wala ministère de santé heure bu ñu war ci budget jox la ko bu fekkee population Sénégal 10 personnes la ñu jox leen benn junne kon war ngaa diffuser sénégalais bu ne ñaata la am ci xaalis boobu boo jëlee maanaam juróomi téeméer yi lekk ko kon bàyyil xel ne ña faatu noonu yëpp yow mi yore santé yaa leen rey bu dee sécurité même chose bu ñu dee ci sécurité yow mi yore sécurité yaa leen rey parce que yaa waroon a jënd ay matériel yaa waroon a fay ñiy faj yaa waroon a fay ñiy garder loolu lépp nag moo tax maanaam budget bi léegoo-léeg nga dégg ñu naan di luubal na xaalis nangam xaalis boobu mooy waral ñii di dee ci hôpital yi ñii di dee ci mbedd mi te loolu lépp jox nañ leen xaalis boobu nañ ko bàyyi xel bu baax te yërëm askan wi. ñoo nga voté si am nga koo àndal duñ la ko laaj waaye tey jii bu ko yàlla dénkee Passy lan nga koy wax. maanaam mu fonk ñi ko fal jàppale leen ci fànn bu ne nag man nag waxuma jàppale jël xaalis di ko jox nit da ngay seet ki nga xam ne commencé na liggéey wala mu bëgg a liggéey nga fekk ko ci table bee muy jaay caaf mu wóor la ne caaf lii de boo ci boole woon beñe tey mu gën a yokk boo ci boole woon leneen mu gën a yokk boo ci boole woon leneen mu gën a yokk waaye fekk ko fii may ko 2000 francs mu dem taalee ko añ bu subaa nga mayaat ko 2000 francs kooku mooy li ma la waxoon rek daanaka da nga koy jàppee comme la nga yeew ne ci kër ga loolu du dundal nit am na ci dëkk bi ñu fi nekk ñoo xam ne ay sereet lañ yore sereeti mbaam di dawal gis nga coono bi ñuy daj ay di am dugub di am gerte di am ngooñ mu muy dundalee juróom gi borom moto yi dëkk borom sereeti mbaam yi dëkk ci biir dëkk bi nañ leen dimbale ci ay moto 3 roues dimbale leen ko bu ko defee la ñuy jëndee ngooñ ñu di ko jëndee carburant mu gën a yokk seenu liggéey maanaam kenn ku ci ne rek muy ubbi bëtam di xool di dem daal ci askan wi di xool nit ñi dëkk bi nit ñi sonn nañ foo fi dugg ci sa kër nit ñi da ngay gis ñoo xam ne bala ñuy taale añ ñu ñëw ci sa kër ñaan la ceeb nga jox leen ceeb ñu ne la ceeb loo koy booleel léegole sa yow doo am loo leen jox waaye loolu lépp noonu lu war a mën a ñàkk la réew mi am na alal ji nag moo bu ñu ko sàmmee kenn ku ci ne nga xam li nga moom ak li nga moomut ak li ñu la dénk nit ñëpp mën nañoo jëriñu. yow jàpp nga ne maire sortant bi kon liggéeyut dara d'après say wax. waaw man de ni ma gisee man li ma gën a gis mooy ci boppam la ne man laa wax de man nag loolu nag man la concerné parce que man lieu yi ma jàpp ne ñun moom lañ bokk mooy damay dem hôpital dem naa fii hôpital man boo demoon sama saak paquetu masque laa yor may dem hôpital fàtte boo demee ñu may jaay foofu paquetu masque 100 francs ci fii gën a niiw doole ñu waral leen di may masque ñu leen di jaay masque 100 francs te Dakar ñu lay jaay masque ñetti masque 100 francs ngay ñëw fii Passy fii la waroon a gën a yombee parce que fii la xaalis gën a jëfee waroon ñu war leen ko may ci hôpital bi mais nga dem fa ñu lay jaay masque 100 francs man gis naa ne daal liggéeyam doxul te it lim jiite fii bari na yaakaar naa du 7 ans la jiite 5 ans la woon ñu dolliwaat ci leneen muy 7 ans kon man gis naa ne te it Sénégal dañoo war a fexe jógee ko ci lii ñu nekkee nekk maire nekk ministère nekk député mais ana yeneen doomi Sénégal yi nekk directeur ana yeneen doomi Sénégal yi ñuy jàng ba yore seeni bak xamuñ fu ñuy jëm moo tax toujours temps bu xale yi di dugg ci gaal yi di dem ñii di jaar ci yoonu suuf yi ñu ne dañuy xaru waxuñu dëgg kii di laaj ak xam dem ba ci kanam mu toog fële ne day geraw da laa fee ñu ne bu dee dafa xarul ku ko wax waxu dëgg loolu ak xam la loi bi mooy doxee noonu loi bi moo leen di atte ne boo laajee sa droit mënoo ko kii amu droit xiifal bu dee xaruwut ak xam lañ ko war a jox bu dee ka ko war a jox ak xam te joxut ko moo ko rey mais nit ñi ñu bari ñi mu ñoo wax dëgg Abdou maire bi kii nga xam ne moo yore ministère de l'intérieur bi yore élection yi dégg naa ko fan yee Thiès nee na organisé na ko ci njub organisé wut ko ci njub. loo gis. organisé wut ko ci njub yow ab Sénégalais bu ne war a mën a am carte d'identité am war a wate ñu defal la noo wat pour lan amoo droit wate lu tax ñu ne la doo wate. ñu amagut 18 ans ak ñoo xam ne ban changé fichier bi ñëwoon delloowaat seen carte d'identité pour ñu defaral est-ce que du ñooñu ñoo toor ñoo amul nekkut ci dëgg. non am na ci ñoo xam ne da nga daan wate laa wax sa carte d'identité réer nga dem ñu defal la noo wat. jàpp nga ne daal loolu ab njubadi la. loolu kay moom mais lu tax ñu mais dañ laa war a laaj fan nga bëgg a wate
même yow boo xamul sax dañ laa war a laaj ne la fan nga bëgg a watee. kon daal problème de communication moo fa am. problème de communication am na. ak njubadi am na ci réew mi. Pape Adama Cissé liggéeyut dara Passy si li nga jàpp bu ko waa Passy tabbuwaatee. waa bu ko lan nga koy wax. bu ko waa Passy tabbuwaatee xam nga sama turandoo Cheikh Abdoul Ahad dafay wax ne bu la nit ki defalee lu rafet boo ko mënee defal ko lu gën a rafet lu mu la defal nee na Sëñ Abdoul Ahad nee na boo demee ba mënoo ko fexeel ba defal ko comme lim la defal dégg nga li ma wax baax bu ma la defalee lu rafet fexeel defal ma lu gën a rafet boo ma mënta defal lu gën a rafet defal ma li ma la defal ñii nii ay góor lañ te it population bi niñ leen di manipuler daal dëgg-dëgg métti na di leen xeexloo di leen rey ci mbedd meeg yooyu daal dëgg-dëgg Sénégal ci boppam bu bis bu ñu amoon kilifa yu baax yu jiite réew mi wate nii ak campagne ci mbedd mi day jeex ci télévision yi ak këyit yi la ñuy wax kenn ku ci ne sa programme kenn ku ne toog këram bu demee wate dem ñibbi loolu fin mais foofu la ñu war a yegg. dëgg la lu duuf xaju si ndab li kon ñu ngi lay bàyyi ba beneen yoon di la jéggalu ne si naaj bu tàng bi. léegi nag lan ngay wax waa Passy TV. li ma leen di wax mooy mosuma gis seen kii bi mais yàgg naa ko dégg ndax xam naa nag ñàkk yëngu ci téléphone yooyu moo ko waral mais maa ngi leen di dégg maa ngi leen di ñaanal te it gis naa ne problème mu dëkk bi ñor na leen parce que fenn fu ci ne lu xew yi da nga fay dem di seet li dëkk ba di dund ci jànkuwante la ngeen ci mën a leeral ba te it jàpp naa ne lii dana dem ba yegg ci maire bi bu ko defee ñu ngi leen di ñaanal yàlla sàmm leen. xam naa mercenaire la tey leen ma jël xam naa dinañ ma fay pour ma ñëw toog liggéey. mais waaw war nañ la fay nag war nañ la fay. waaw dëgg la kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax. waaw ci sunu borom la li ci dëng ci man la am yéene rek ci réew mi bu ma sañoon Sénégalais yëpp nekk ci jàmm lu ma gis ne xañ na leen jàmm rek am naa ci kàddu man ci réew mi wasalaam. dëgg la jërëjëf sëñ bi. comme waa Passy TV ba tey ñu ngi fii nii c'est école 3 génnagun fi net bon dañuy xool bon les électeurs xool aussi candidats yi ñan ñoo si doon voté école 3 ñu ñëw di leen interview tey net ñu ngi jàkkaarloo suñu naataango Khadim Ndaw mu ngi bokk ci coalition buntu bi union citoyenne Khadim nan nga gisee élection yi. waaw asalaamaaleykum mbokku Passy ngi nuyu waa Passy yëpp à travers Passy TV. donc émission kii bi élection yi depuis le début ba mu commencé ba léegi mu ngi jaar yoon peut-être quelques années mais population bi des nañ génn en masse ndax ñu leen doon gën a xaar ñu génn waaw élection yi moom wax dëgg yàlla mu ngi jaar yoon mais population bi daal des nañ génn en masse. des nañ génn enjeu yi Khadim ndax ba nga dëkkee Passy ba léegi mos nga gis élection yu mel nii. non élection yu mel nii bon peut-être nag yàgguñ voté lool mais enjeu yi am nay enjeu yu intense sax. ndax ay différents candidats ñu ngi fi te candidats yoo xamante ne marqué nañ seen empreinte fii Passy donc te ku nekk mbooloo mu ngi ca ginnaaw en tout cas surprise mun na am à chaque moment bu sóoraale loolu. te jàpp nga vote yi mu ngi gaaw ndax fii ak 18h ñëpp dinañ voté. bon fekkee ne population bi génn nañ comme nu mu waree peut-être prolongation mun nañ ko ñaan ndax boo xoolee vote dafa xaw a boo xoolee 2 votes yu am moom moo xaw a ralentir affaire yi ndax am na le vote départemental et le vote communal. donc loolu moom moo xaw a ralentir tuuti vote bi quoi moo tax mu xaw a yéex. léegi yow bu élection yi jàllee ngeen gagné wala ñu gagné leen lan ngay wax waa Passy. waaw en tout cas ñun geste citoyen lañ def rek waaw en tant que des jeunes ou bien en tant que des fils de la commune donc dañoo ñëw xam ne dëkk bi tey jii nii ñu ci dëkk bi lañ dëkk war nañ bokk ci ñu defar dëkk bi donc on s'est engagé fay ñu 1 franc donc ñu ba suñu occupation yëpp après ñu ñëw. di jéem a bokk ci lépp ku gagné baax l'essentiel ñun nous sommes la coalition buntu bi à la tête de la coalition on a monsieur Ibrahima Dem ñu ngi koy souhaité mu gagné élection yi mais en tout cas ñëpp ndam li Passy mënul génn Passy te donc képp ku fi ne yaakaar naa engagement moom moo la motiver ba tey ji pour nga mun a ñëw pour mun a développer Passy donc il y avait un maire qui était là donc am na ñoo xam ne bu àdduna noonu la ñi dañuy bëgg fii ñuy farfee ñëpp mënuñu bokk à l'unanimité farfeen. Khadim Ndaw nga dëkk Passy ban la xamee ba léegi da ngay prôner la non violence yu jot am ci élection yi la veille nan nga ko gisee. waaw donc xam nga violence bi moom mënuñ ci prononcer à 100% donc peut-être dégg nañ ay rumeurs peut-être bu version yi waxee ñun moom en tout cas la coalition buntu bi ñu ngi woo ñëpp ci fair play ñu ngi woo ñëpp ci dal ñu ngi woo ñëpp ci teey ndaxte buntu bi boo xoolee c'est une coalition bu nga xam te ne coalition bu mature la ndax c'est une coalition composée peut-être 3e âge yi bëri nañ fa aussi ñu mature tamit ñu ngi fa donc kon boo xoolee le plus souvent lu ngay dégg doo ci dégg buntu bi en tout cas daal ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi wootee violence ñu wax leen ñu dal ñu ànd ak seen dal ñu seree xam ne li élection la te en tout cas lundi am na donc bien vrai que élection yi dimanche la mais ñu sóoraale lundi ndaxte ñun ñooy fekkante ci différents ndaje yëpp
que ça soit muy naqar wala muy bànneex donc nañ sóoraale loolu xam ne élection yi tey jii nii leader yi bien vrai que mën nañ leen bëgg lool mais mbëggeel dafa am fu muy yem donc ñu sóoraale loolu bu baax a baax a baax xam ne dëkk jërëjëf Khadim jërëjëf kon ñu ngi lay bàyyi nga dem def sa devoir. waaw asalaamaaleykum waa Passy TV tey nag ñu ngi waat fii nii école 1 jógee ko nañ école 3 sànq ñu ngi école 1 si élection municipale yi ñu ngi jàkkaarloo sëñ Cheikh Sall mu bokk ci coalition union citoyenne buntu bi sëñ Cheikh nan nga gisee élection yi ak lan mooy sa impression. bon ñu ngi sant waa Passy yëpp di gërëm yéen ñi xam ne yéenay jottali ñu xam ne tey nekkuñ fi pour ñu jot li fi xew élection yi nag wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax après bañ defee li ñu war ba pare. wax dëgg yàlla am nañ xel mu dal am nañ yaakaar bu baax ndax suñu liggéey am nañ yaakaar ñun waa coalition union citoyenne buntu bi ma nekk fa un responsable de l'AFP au niveau département et au niveau de la commune. am yaakaar bu baax a baax ne wax dëgg amu ci benn jàqak ne amu ci benn tiitaange ndaxte yi fi am ni yëpp day jeex ñu ñoo fi disaat lu fi mënti doon tamit ñun lay doonaat après rek gisuma ci benn problème daal wax dëgg yàlla en tant que mandataire ci centre bi ma nekk nii wax dëgg yàlla. yàgg nga voté. enjeu yu am Passy ren ndax mos nga koo gis ci ay élections. waaye yàgg naa voté yàgg naa nekk ci politique depuis 1999 mais tey jamono ji ñu nekk nii la nouvelle génération bi ñuy dundee ak li am tey bokkut dafa am différence bu rëy rëy am na menace am na violence n'importe quoi am na si quoi par rapport les élections ki xamu noonu am deewantoon nii ak ñun wax dëgg yàlla. léegi ci violence boobu noonu ngay wax foofu lay ñëwaat. violence bi parce que dem ci guddi gis nañ fi ay pneu oto yu bënn ay sànnante xeer loolu noonu est-ce que jar na ko. da ngaa jarul parce que ak képp koo si def rek ak ku mun doon ki ngay defal gënul la gënoo ko ak candidat bu mun a doon ànd ak moom da nga war a gëm ne kii gënul la yow gënoo ko dafa am waajur nga waajur kenn tanewu si kenn da nga ànd ak moom pour ay conditions ay principe fexe nga défendre ko moo gën ngay indi ay violence sànni xeer bënn pneu oto jàmbur yow amoo oto ngay bënn pneu jàmbur loolu wax dëgg yàlla dafa ñaaw na trop ak kooku mun def nga lu ñaaw wax dëgg yàlla. nan nga gisee gars yi ñuy voté si ak naaj bu tàng bi tey ji gisoo woon ne ñu indi fi ay bâche wala ay yeneen dugal leen ci gënu doon. loolu moom c'est la réalité wax dëgg yàlla man ba ma ñëwee wax dëgg yàlla sama xel xalaat na loolu moom ne lii moom franchement métti na les responsables politiques ou bien les candidats wax dëgg yàlla ku nekk woon na mën a prévenir ay bâche ñu teg ko fi ba xam ne tey kenn du nekk si naaj bi ndaxte naaj bi tàng na ay maga fi nekk dañuy toog ba mu naaj bi tàng ñi dañuy xaar di sa dem ñi bi ndax ñu moo toog yenn toog yàgg yi loolu yaakaar naa erreur bu mag la aussi njumtal la xel motut xañ na beneen élection bu yàlla may fekk ko di nga xool duñ ko defee ba kenn ñëpp bañ a nekk si naaj bi. Cheikh Sall nga bokk si responsable union citoyenne buntu bi bu ngeen gagné lan ngay wax waa Passy. on va remercier toute la population de Passy fas yéene yéene aussi bu yàlla mayee ndam jàmm ak salaam à 19h yàlla may ñu ndam fas yéene yéene bu soobee yàlla Passy moom il y aura un grand changement à Passy bu bees comme ni ñu ko doon waxee incha allah waa Passy seen remerciement mooy luñ bëgg ci Passy ñu defal leen ko taxawul leen jàppale leen ba Passy képp ku fi ñëw naaw ko loolu moom suñu objectif la moom. jërëjëf monsieur Cheikh ñu ngi lay sant di la gërëm jërëjëf. di leen toppal élection municipale yu Passy tey nag ñu ngi jàkkaarloo suñu grand suñu frère di responsable politique bu coalition Yewwi Askan Wi di aussi directeur de campagne Yewwi Askan Wi di Soumaré Cissé Soumaré ñu ngi lay nuyu ginnaaw mën la nuyoo nan nga gisee élection yi. voilà maa ngi leen di nuyu Passy TV di rafetlu liggéey bi nga xam ne yéen koy def ci élection locale yi ñu nekk di wax rek ni question bi am na solo. élection yi ni ñu ko gisee daal mooy que ni ànd na ak dal waaw depuis ce matin 8h ñëpp fekk na leen ci centre de vote yi rang nañu bureau de vote yi ubbi nañu président bureau de vote yi installé wu nañ ba pare représentant bureau de vote yi installé nañ leen mandataires yi aussi installé nañ leen population bi war a voté tamit ñoom ñëpp ñëw nañ massivement vote bi en tout cas mi ngi déroulé tranquillement amul benn jafe-jafe. am nañ yaakaar ne ni ñu ko continuer ni ñu ko démarré depuis ce matin ba 14h am nañ yaakaar ne d'ici 18h noonu lay continuer te population bi ñu war a wote yëpp nañ wote incha allah. gëm ngeen ngi balaa 18h ñëpp dinañ voté si jàmm. waaw am nañ ci yaakaar bu baax d'ici 18h am nañ yaakaar ne daal ñëpp nañ wote à l'école 1 moom gis nañu daal lépp mu ngi jaar yoon. lépp mu ngi jaar yoon violence bi mënuñ si ñàkk a ñëw si diggante camp yi. coalition Yewwi Askan Wi union citoyenne buntu bi ak coalition Benno Bokk Yaakaar bu maire sortant jiite di Pape Adama Cissé lan mooy sa xalaat ci violence yi. waaw violence yi li ma ciy wax mooy boo xoolee depuis ñu démarré campagne ba léegi la coalition Yewwi Askan Wi nekk na coalition bu nga xamante ni ñëpp xam nañ leen ci yar ak teggin ñëpp xam nañ leen ci li ñu war a def ci fulla ak fayda def nañ ko ci campagne bi ñëpp xam nañ leen aussi que notre candidat le maire Mame Baye Niass tey mën nañ wax ni mu déroulé campagne am
amul benn coalition bu ko déroulé campagne au niveau de Passy waa Passy yëpp respecté ko xam ni tamit xale bu yaru la xale bu xam fa mu jëm la moo tax population bi yëpp fas yéene incha allah rabbi votel ko massivement mu gagné. am ngeen ci yaakaar. am nañ ci yaakaar bu baax. bu ngeen gagné lan ngeen di wax waa Passy. bi ñu am nañ ci yaakaar te li figuré wu nii def nañ passage ci 3 écoles yëpp 3 centres de vote yëpp mais li ñu gis mu dessiné wu ça montre que ni Baye Niass va gagner les élections incha allah d'ici 18 Baye Niass va gagner les élections ñu ngi lay gërëm di la sant di Soumaré Cissé directeur de campagne coalition Yewwi Askan Wi ñu ngi lay sant di la gërëm di la wax bonne chance ci élection yi. merci beaucoup jërëjëf merci. waaw ba léegi ñu ngi leen di toppal élection municipale yi tey nag ñu ngi jàkkaarloo suñu papa di Tidiane Turpin bokk ci coalition union citoyenne buntu bi de Passy di premier adjoint au maire bu yàlla defee ñoom ñu gagné monsieur Tidiane lan ngeen gisee élection yi ak nu muy déroulé. waaw sant rek élection yi moo ñun dañu woote jàmm dañ bëgg def ko ci jàmm def ko ci fair play yàlla noppi na ba pare comme yi fal na ko nañ ànd ak dal xam ne Passy ñun ñoo ko bokk ñooy daje ci ceet yi ñooy daje ci ngénte yi lépp ñun ñoo fi daje kay ji lu yàlla pare na nañ rafetlu mbir mi ku nekk na saw lu ñaan yàlla mu doon yow loolu la. ndax nu muy déroulé mu ngi jaar ci yoon. bon dégg naa fi quelques incidents regrettables que je regrette beaucoup que loolu rafetlu ma ko du noonu parce que yëf moom dafa ñu ko war a jaarale ci yoon fii ñun ñëpp ñoo yem ñun ñëpp ay ut tey dëgg la am na ko yore woon nag mais ñoo moom a yem tey ci bés bi ñëpp ay ut parce que moom jeexal na kon nag dañuy ut dañ ko teg ci yoon def ko dans le fair play et dans la démocratie. enjeu yi lan moo ko waral lan moo waral enjeu yi. enjeu yi ni ma ko gisee ku nekk da nga foog ne mën nga defar Passy rek man de noonu laa ko gisee ku nekk da nga am yaakaar ne bu ñu la joxee Passy nga defar ko parce que gis nañ ki jox nañ ko juróom-ñaari at gis nañ ne yaakaar bi amoon ci moom dafa tas lañ doon séntu ci moom amuñ ko loolu moo tax man de ak ñu ma àndal ñun looloo tax ñu bàyyi ci pour développement de Passy Passy moo ñu ñor Passy la ñu gëm Passy la ñu am bañ naa ko ba ñetti soxna laa am yëpp Passy laa ko amee fonctionnaire de l'administration la mun naa yàlla dënk na ma oto mun naa am invitation bu jotee dem Kaolack mais du ma dem fenn suma jabar yëpp fii la ñu visito fii la ñuy defee lépp man Passy laa am Passy laa gëm. Passy moo la ñor mënun laa bàyyi te duñ wax ci violence bi parce que violence bi yow jot nga see si biir ba sa loxo bi dagg na ci lan ngay wax ci violence bi. non violence c'est l'arme des faibles parce que ñu faible ñu utiliser violence. jàpp nga ne ban camp ñooy indi violence. le camp Benno Bokk Yaakaar parce que man dama jóg pour dox jàmm man dañoo ñëw man j'étais en ville néew moon sax si koñ ba Kaolack laa yendu doon am lu may toppatoo ma jógee fa ñëw ay 10 ma ñëw génn sangu génnaat dem di continuer sama porte à porte si la ma Ablaye boobu interpellé ne ma nañ dem parce que ñuy attaqué sama waa kër ma ñëw ko nañ dem bu ñu ñëwee fekk ñoom ñu ngi jël seen i matrak yi yéeg mel ba yaayam sax dafa crise tiit ba daanu mais nag nit nag boo fekkee sa yaay mu tiit nag doo nekkati nit sinon la jël la mu am nag mooy arme ba mu gis foofu seen kër la génnee pour que gars yi abal ko daf doon mu xëbal leen gars yi daw ma ñëw nag bul defati li indi jaasi bi ma jël jaasi bi di dem ñoom ñu ne noo preuve la waruma ko yóbbu doxee ma ginnaaw seen tere ma Bas Thian Pape Thian ak Modou Gueye ñëw donc xëcc sama loxo xotti ko j'ai eu 2 sutures mu ngi nii dama am 2 suites de sutures donc loolu rafetlu ma ko te jiwuma leen loolu parce que man ak ñoom ñoo bokk Passy man violence du ma ci dox du ma yore jaasi nga may attaqué gaañ su fekkoon dama jógoon pour xeex wala ma jógoon pour def dara ah kon doom neex ndeyam ñoom xam nañ ma nañ laajte waa Passy xam nañ bu baax bi di jaan 18h jotee ñu tëj bureau de vote yi luy xew-xew ak fu mu mënti xewee lan ngay wax waa Passy nañ muy yéen wala du yéen muy ànd ak dal dañuy ñaan yàlla mu nekk ñun bu néew ñun tamit ka gagné ñu félicité ko encouragé ko xam ne lépp Passy la ndam li du génn Passy kuy gagné du doomu Passy kon nag dañuy ñaan yàlla nag ndam loolu nekk ñun su nekkul ñun it yàlla moo ko def kenn du may sa bopp yàlla mooy maye dañuy ñaan mu nga xam ne mooy maye mooy dogal mooy joxe yàlla na ñu jox bu ñu joxul tamit kam ko jox ñu woo ko félicité ko xam ne ko Passy moom la Passy wóolu ñun si loolu la ñuy dox. jërëjëf Tidiane Turpin ñu ngi lay sant di la gërëm jërëjëf waa Passy TV kontaan nañ si yow jërëjëf élection municipale yi fii nii si Passy ñu ngi nii si rang bureau numéro 3 soxna si noo tudd. Coumba Gueye nan nga gisee élection yi sant yàlla nar na métti mais yàlla baax na que le meilleur gagne daal. Coumba yàgg nga voté. waaye mooy sama 3e fois. li nga gis Passy ren ndax mos nga koo gis. déedéet. mosoo koo gis lu waral loolu. nit ñee takku rek ku ci nekk ak say nit rek yaa takku mais. da nga jàpp na léegi population bi dañoo yeewu léegi kenn toogatu seen kër nit ñi di dogal fële dañoo jóg tamit bokk si ñuy dogal fii. waaw dañoo yeewu ndax ku ci nekk tamit doo def injustice daal ku nekk daal li la jaram Passy moo ñor nit ñi
instant bi képp ku jug rek pour Passy moo la tax a jóg pour defar Passy. mais pour ñu constaté tamit ci rang bi parce que ñun école 3 leen jógee mais dañoo def rang góor rang jigéen bu benn góor duggee benn jigéen dugg lan moo tax ngeen bokk rang bi. ah pour bëgg affaire yi jaar yoon rek ku ci nekk voté gaaw dem ñibbi sa kër toog xaar résultat yi rek moo tax. am nga koo àndal duñ la ko laaj waaye bu kenn gagné lan ngay wax waa Passy ak lan ngay ñaan waa Passy jeunesse parce que violence bu ñu doon dégg démb ci guddi ba tey tamit ñu ngi koy ñaawlu yow lan nga leen di wax. xanaa ñu def fair play rek ku gagné rek nga xam ne yow la ko yàlla jagleel te nga defar Passy loolu rek la ñuy ñaan képp koo xam ne daal yàlla may na la gagné nga ko nga dimbale ñu nga defar Passy defar ndax Passy moo ñu ñor. jërëjëf Kumba ñu ngi lay sant di la gërëm. élection yi. waaw alhamdulilah yëpp daa mel ni yëpp yemb na de waaw alhamdulilah ndax affaire bi amul benn coow wax dëgg yàlla ñu ngi woote si jàmm. depuis ba nga taxawee ba léegi gisoo fi benn coow daal. déedéet bu ma taxawee ba léegi gisuma fi benn coow gisuma fi benn wérante tamit. jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm jërëjëf. ba tey ñu ngi wéyandi di leen toppal élection yi ba tey ñu ngi si école 1 génnagun fi ñu ngi jàkkaarloo suñu papa Matar Diassé di chargé des élections di coalition Benno Bokk Yaakaar ku ko jiite di Pape Adama Cissé le maire sortant papa Matar Diassé nan nga gisee élection yi ak déroulement yi. auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di gërëm d'abord di leen sant bu baax a baax a baax waa Passy TV alors ci liggéey bu rafet bi nga xam ne yéen a ngi koy def ci élection yi d'abord dañ ci am sentiment de satisfaction ndax on a mené une campagne vraiment ci jàmm ñëw di dérouler élection yi ñu gis aussi que les élections se passent ñu ngi daw ci fi niñ ko yaakaaree woon wax dëgg yàlla côté matériel administration wàccoo na ak ñun ci li nga xamante ne moom la waroon andi bulletins yi doy na wax dëgg yàlla isoloir yi motuwaay yi waroon dem ci élection yëpp doy na ñëw na à temps wax dëgg yàlla te nekk na de qualité bulletins yi yëpp ñëw na de qualité ensuite on a démarré le scrutin à temps fii ci bureau 1 ma nekk mandataire la grande coalition Benno Bokk Yaakaar on a démarré au niveau tous les 3 bureaux de vote on a 3 bureaux de vote ici et au niveau tous les bureaux de vote on a démarré à 8 heures donc amul benn cafouillage amul xiiro amul ŋaayoo mu ngi dem vraiment dans les cours normales des choses. nga jàpp ne fii 18 heures ñëpp dinañ voter. waaw dafay dépendre aussi ci ñi nekk ci kër yi le plus souvent bu ñu demee ba boori 5 heures 4 heures dañuy def benn rush dañuy ñëwaat mais à ce rythme incha allah yaakaar naa balay 18 heures dina pare ndax pratiquement rang bi guddatul daal am nañu yaakaar bu baax a baax balay 18 heures le maximum d'électeurs dinañu voter ci kàttanu yàlla. Matar Diassé duñu wax ak yow ba pare te duñu wax si wàllum violence parce que daa doon loo xam ne da nga ko subir si luñ dégg luñ foree si weeyu béy dem ci guddi dégg naa dañ la séquestré ba nangu sa téléphone est-ce que loolu dëgg la yaa ngi koy dëggal. waaw élection moom dafa xaw a ànd ak tuuti yëngu du ma ko woowee violence sax parce que vraiment erreur la ak fougue de la jeunesse laa koy gisee loolu laa koy déggee juste maa ngi woote téléphone ànd ak sama ay nit en plein public benn xale këf téléphone bi daw ak moom yàlla def na nag élection locale moom compliqué wul ndax nit ñi dañoo xamante ma xam ko xàmmee ko j'ai pas pipé mot j'ai saisi juste la justice voilà pour que réellement dëkk bi aussi dëkk yoon la te élection dafa sensible voilà mais après automatiquement papam ci boppam moo ko andi bu ñëwee mu waxtaan ak ñun ñaan njëkk ñun ñëpp ñoo bokk. kon delloo nañ la téléphone. delloo nañu ma ko en moins de 20 minutes wax dëgg yàlla. delloo nañu ko son père personnel papam ci boppam moo ko andil bi mu ñëwoon ne xale bi dafa juum xale yi ñoo leen bokk jaboote donc ça s'est passé comme ça noonu la demee woon juumte la rek voilà fougue de la jeunesse la ak yu demee noonu daal mais vraiment amul benn violence boo xam ne teg nañ ko sama kaw amul aussi benn coup boo xam ne am naa ko ni aucune blessure wax dëgg yàlla këf na téléphone bi daw na voilà après xam naa ko identifié naa ko voilà après automatiquement def naa la yoon santaane mais après j'ai fait un pas en avant parce que ñun ñëpp ñoo bokk njaboot gi daal. léegi lan ngay ñaax waa Passy rawatina sa parti ci wàllum violence bi bu ngeen gagné bu ñu leen gagné lan ngeen war a am ban comportement ngeen war a adopté yéen. man damay bëgg durant toute la campagne dama naan xale yi surtout démb moo tax ma gën a séddee dama ne leen nañu bu ñu provoqué bu ñu répondre à une provocation ndax bu nekkee ne provoqué loo kenn ku la provoqué du la am violence mën na bañ a am donc élection c'est très simple fexeel nga xam sa candidat programme am fexeel nga défendre programme am fexeel nga dem waxtaan ak askan wi ci candidat bi nga àndal li mu namm ci dëkk bi ku mu jubu
wax dëgg yàlla sa militant la mu ànd ci ak yow koo xam ne keneen leneen moo ko jubu mais nga nangu ko c'est la bonne démocratie nga nangu kenn ku nekk nag mu ànd far ak ka ko neex ñu def ko nag dans les règles de l'art loolu moo yenu maanaa ñu nangu kenn ku nekk mu ànd ak ka ko neex défendre pour loolu mooy démocratie maintenant nag la grande décision revient maintenant à la vérité des urnes bu ngoonee la grande majorité d'une manière indépendante ku ñu wax ne kii moo nekk le maire. am ngeen ci yaakaar. am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax ndax wax dëgg yàlla am nañu un bilan très positif am nañ ci yaakaar parce que am nañu un programme des engagements on a 15 engagements yoo xam ne maire jël na ko ci population Passy après boo xamante ne il a eu un bilan très positif nous avons un maire ambitieux nous avons un maire visionnaire nous avons un maire boo xamante ne il connaît maintenant il maîtrise la gestion d'une collectivité territoriale donc yaakaar nañu ne population Passy am nañu satisfaction ci gestion am ba daañu ko delloowaat gungewaat ko pour ñu continuer réalisation yi nga xam ne sumb na ko. surprise amee bu surprise amee en tant que maire sortant ndax di ngeen ko digérer. dañuy wax dogalu borom bi dogalu borom subhaanahu wa taala moo ñu wax ci alxuraan ne moom mooy jël nguur jox ko ku ko neex moom mooy jëlee nguur ci ku ko neex jox ko keneen ku ko neex. dañuy ñun ay jul lañ nous sommes des croyants dañuy nangu ne dogal bi nii la ko yàlla dogalee da ko jëlee woon ci nit ñëw jox ñu ko tu vois li nu suñu problème mooy mu am loo xamante ne incorrection la li nu suñu problème mooy ñu violenter suñu problème mooy am perturbation loolu lañ mënut a digérer on va laisser le scrutin vote bi mu dem normalement dans le cours normal des choses bu ngoonee dans la bonne légalité Passien yi nga xam ne ñoo nekk ci à la base ku wax ñu wax ne kii moom moo yore Passy non seulement daañu ko nangu mais danañ ko accompagner dans le fonctionnement de cette mairie dans cette même tour d'idée ñu ngi ñaan yàlla suñu yàlla joxaate nguur gi ñu ngi koy ñaan yàlla ñu ngi tàllal loxo képp ku nekk Passy candidat yi wax ne bëgg nañ yore Passy gëm nañu dëgg la ci ñoom c'est le droit le plus absolu pourquoi boo paree ne bëgg naa Passy soo paree nga nekkoon à l'ombre nekkaat fa pendant 7 ans pendant 5 ans di fait aucune proposition di téye en berne est-ce que réellement bëgg nga dëkk bi donc même boo perdez les élections avec votre approche citoyenne l'acte 3 le permettre nga ñëw indi sa touche ne voilà ce que je propose aux maires voilà ce que je propose aux maires pourquoi pas débat d'orientation budgétaire même les candidats yi nga ñu ñëw bokk si pourquoi bu ñu élaborer un budget ñu bokk ci am nañ xam-xam boobu tu vois su ko defee ñu ñëw ensemble on va essayer de construire notre cher Passy dans le plan dans le pur cadre et l'intérêt ultime des Passiens tu vois su ko defee bu ñu demaatee ba élection jotaat nag kenn ku nekk nga faraat fa la neex mais une campagne électorale en permanence pendant 365 jours 365 pendant 5 mois ki nga àndalul lu mu def lu mu baaxul lu mu baax nga ne baaxul loolu ça nous retarde on a la crème on a des intellectuels on a des cadres on a des techniciens on n'a qu'à interroger tous les fils de Passy pour construire Passy ñu dépasser cette politique politicienne bi ñu sonal nañ ko bàyyi ci gannaaw jël politique intellectuelle bi nga xam ne fi mu nekk nii le monde c'est un petit point xoolal fi ñu toll dans le département de Foundiougne xoolal au moins avec le pétrole offshore xoolal avec l'ouverture du pont de Foundiougne si réellement on n'est pas unis autour de l'essentiel si réellement on gère pas le problème de Passy ndax nekk ci ay débat de bas étage vraiment on va freiner le développement de notre localité et on n'a pas ce droit je me suis senti tellement j'ai eu le cœur tellement gros quand je vois cette jeunesse engagé, quand je vois cette jeunesse dans cet engouement, quand je vois cette jeunesse avec cet espoir, quand je vois ces dames-là très engagées, wax dëgg yàlla dafa nekk benn challenge dafa nekk benn défi boo xam ne dafa nekk beneen lu bees loo xam ne incha allah bu yàlla tegaati ci wér Pape Adama Cissé c'est un message encore pour mu ñu gën lépp lu ñu defoon benn ñu def ko fukk lépp lu ñu defoon fukk ñu def ko ñaar fukk dans tous les domaines on ne peut pas tout réussir li ñu réussir ñu renforcer ko renforcer les acquis li ñu xam ne réussir uñ ko ñu fexe ñu réussir ko ñu investir ci mais ensuite on va le faire par les patients on va le faire pour les patients et on va le faire avec les patients c'est ça qu'on appelle une gestion inclusive et participative mais on va aussi dépasser cette étape d'élection et passer à une étape de construction à une étape vraiment de développement à une étape de fédération toutes les forces vives de Passy pour vraiment l'intérêt de Passy te bàyyi nag réellement wax dëgg yàlla yéen da bàyyi ko dépassé nañu ko loolu daal vraiment nekk na suñu bis. jërëjëf kon ñoo ko déggandoo di woon ay kaddu di Matar Diassé di chargé des élections coalition Benno Bokk Yaakaar à la tête du maire sortant Pape Adama Cissé ñu ngi lay sant di la gërëm. di bañ a jël sa temps net puisque ñu ngi ci ay élections ñu ngi lay sant di la gërëm. voilà man maa leen di remercier parce que vous faites un travail extraordinaire liggéey bu am solo ngeen di liggéey ci conditions yu métti métti avec des moyens de bord yu xaw a doy waar di utiliser seen connexion di utiliser seen temps te amul leen ci lu bari war na lii ñëpp seetaan ko. ba incha allah maire bi fi yàllay teg mu xam ne am nañu jóg nekk seen soldat de l'information tey am na patient boo xam ne mu ngi ci biir kër ga xolam ma xelam yëpp mu ngi fii
te mënul ñëw am na patient boo xam ne mu ngi nekk diaspora bi tey xolam ak xelam yëpp mu ngi ci élection yi te mënul ñëw soo leen fexe ba kenn ku nekk fa mu nekk kenn ku nekk fa mu toog ngeen jox ko dañ leen jërgal jëf wax dëgg yàlla seen mission. Je remercie très fortement le maire Pape Adama Cissé de son engagement. Je le remercie aussi ci campagne bi gis naa ay actes yu rafet yu mu def waaw gis naa man ma ànd ak moom mu dem seeti des militants seen kër jox leen loxo donc vraiment kooku hôtel violence c'est fekke naa ko mu dem ba këru ay militants ay candidats yoo xam ne c'est ses opposants personnels mu jox leen loxo nuyu leen saafante ak ñoom son discours permanent mooy parce que ñun ñoo bokk ñooy bokk ci xew-xewu jàmm yi ñooy bokk ci xew-xewu tiis yi bu ñu waxantee lu ñaaw dañ fay dajewaat ñu sëgg nañu waxante lu rafet kon loolu lay lancé à chaque leader mu wax ko mais aussi ñu gëm ko ñu défendre ko au niveau des enfants bu ñu fénkale xale yi nañ leen fédéré bu ñu sokkale xale yi nañ leen mottali man loolu laa gëm ku def erreur nag ñu baalal la honnêtement parlant lépp loo xam ne dérapage la yoo xam ne yooyu moo ko andi ñu ngi excusé parce que noonu la demee waaye ñu ngi ñaan nag au soir de ce 23 que réellement la population de Passy mu renouvelle confiance en Pape Adama Cissé ñu ànd ak tous les patients ak tous les candidats ak tout le monde toutes les bonnes volontés tous les techniciens il y a des gens qui sont tapis à l'ombre am lu ñu mën am lu ñu xam ñu woo leen ensemble on va porter en haut vraiment notre cher Passy je vous remercie. jërëjëf Matar Diassé jërëjëf. ba tey ñu ngi woyandi fii nii si école 1 ñu ngi taxawaat Amadou Turpin di coordonnateur de la jeunesse de la coalition Benno Bokk Yaakaar ku ko jiite di le maire sortant Pape Adama Cissé monsieur Amadou Turpin nan nga gisee élection yi ak déroulement bi. ba ñu ngi sant yàlla bu baax ginnaaw bu ñu julee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant suñu waajur bu baax a baax. Voilà, élection yi nag donc je pense bien que depuis ce matin tout se passe bien donc actuellement donc lépp mu ngi ci jàmm parce que ñun ñëpp ñoo bokk dëkk bi te xam nañ loolu donc li ñu war rek moo ñu def ko mu rafet ku gagné ñu xam ne yaa gagné te incha allah on gagnera. am ngeen ci yaakaar. non c'est sûr kooku moom incha allah on gagnera incha allah waaw. te noo gisee violence bi mënuñ taxawat yow te duñ la ko laaj parce que démb gis nañ sa statut. gis nañ ne dañoo bënn sa pneu oto. loolu noonu lan nga koy expliquer waa parce que ñëpp comprendre. Ben, c'est quelque chose que tout le monde a déploré donc loo xam ne nii vraiment naqari na ñëpp yaakaar naa ne ñi ko def rek la naqariwul te xam naa ne bu ñu wéetee da leen naqari parce que ñun ñëpp ñoo bokk dëkk bi te ñooñu samay rakk bopp lañ donc ma seq ak ñoom jàmm seq ak ñoom teraanga donc ñu nekk ñu ma déggal mais yaakaar naa démb li ñu def ñoom suñu bopp seen bopp yaakaar naa bu ñu toogee dinañ ko rëcc. kon ñu ko def xam nga leen. bien sûr je les ai bien. ñan si fan leen bokk ak ñan la. non c'est des jeunes yoo xam ne nii tey ñu ngi ci biir coalition Yewwi Askan Wi. donc Mame Mbaye jiite. oui je les ai bien identifiés mais nag samay rakk lañ am na loo xam ne nii donc rafetul suñu diggante Mame Mbaye sama mag la sama xarit la ku ma jox cër la ku ma respecté la te loolu yaakaar naa loolu tamit laa ko def donc mag moom amuñu benn xaar ma yàlla lii politique la moom mu bokk coalition Yewwi Askan Wi man ma bokk Benno Bokk Yaakaar donc loolu warul nekk lu ñu xaajale parce que Benno bi ma bokk moom ci la bokkoon donc lu rafet rek moo ci xaj voilà. léegi bu élection yi jeexee. lan ngay lancer leader yëpp ak lu mënti xew lan ngay wax waa Passy. ben que tout le monde accepte le verdict et puis parce que ñun ñëpp compétition lañ demoon donc il faut que mu am ku gagné tey moom foog mu am ku gagné foog mu am ñu ñàkk parce que juróomi candidat la te kenn moo ciy sortir vainqueur donc ñu ñaan yàlla mu doon ñun rek waaw raw gàddu la mu doon ñun rek. mu doon yéen. waaw kon ñu ngi lay sant di la gërëm. waaw merci beaucoup ñu leen jaajëfal yéen tamit seen liggéey rafet na trop vraiment ñu leen ciy sant bu baax a baax di leen ñaan rek yokkute. di leen wax bonne chance jërëjëf. waaw salaamaaleykum waa Passy TV ba tey ñu ngi leen di toppal élection yi ñu ngi fii nii école 2 ginnaaw bu ñu jugee école 1 ñu ngi jàkkaarloo suñu papa Thierno Ba di mandataire union citoyenne buntu bi mu nekk fii école 2 fii la voté ñu koy laaj nan la gisee vote yi ak déroulement bi. waaw ñu ngi sant yàlla julli si yonent bi di ñaanal suñu ñaari waajur di sant yàlla bu baax. démarré neen vote bi si bisimilah rahmaani rahim fas yéene yeggali ko si alhamdulilahi rabil alamin vraiment war na ne lii waa Passy am neen maturité vote bi mu ngi jaar normal benn incident rek moo ko def boo xam ne bett nañu ñu ngi doon yaakaar un nervi def ko mais monsieur le maire bu Passy moo ñëw def ko fii di xeex ak benn xale bu jigéen ba max ko pour mu daanu ba mu daanu suuf te loolu rafetul ñun foog ne keneen mooy def geste boobu sans moom waaw mais tout se passe bien alhamdulilah sécurité baa ngi fii les gens sont disciplinés alhamdulilah sant yàlla. léegi balaa ñu ñëw si violence bi dañuy ñëw si enjeu yi ba pare. parce que yàgg ngaa voté Passy yàgg na am vote mais est ce que ni mu mel ren mos na koo mel si ay élections. waaw loolu aussi lu jar a wax la parce que man yegg naa si bureau vote bi à 7h30 mais bi ñuy ne 8h30 parce que y avait environ plus de 200 personnes ñu ngi woon au niveau des bureaux de vote de Passy
génn naa dem xool yeneen bureau de vote yi xool mais ñoom ñëpp dama gis ne dafa am nit ñu bëri ñu ñëw voté si. da nga gis changement daal gis ne askan wi léegi dañoo yeewu. waaw nit ñi yeewu neen bu baax léegi nit ñi yeewu neen ñi doon may xaalis gars yi lekk neen seen xaalis voté leen ki nga xam ne wax na leen loo xam ne dugg na seen bopp bi loolu moo am solo. léegi bu ñu paree foofu dañuy ñëw si violence bi comme ni nga ko waxee. dégg nañ parce que ñun si weey béy lañ ko foree. ne monsieur le maire da doon voté si. am benn daam bu nekkoon ci buntu bi mu bamax ko. aussi déggaan nañ si ay yeneen ak yeneen si démb si guddi si veille bi. ay pneu oto yu ñu bënn. ay sànni xeer baat yooyu noonu ci ban camp ñu moo ëpp violence bi ban camp. bon violence bi foofu histoire yi démb bi si guddi bi man ce matin laa ko dégg. bon gis naa aussi un militant de l'APR ñu koy Amadou Toupé véhiculé ne benn message ne otoom dañ bënn ay pneu loolu aussi fekkeewuma gisuma ko donc man des na ma leer waaye li ma gis mooy ba leer ma mooy bi nga xam ne monsieur le maire ñëw na fii di dugg pour voter ñoo fekk xale bi jigéen bi si buntu bi mu bamax ko te xam na fekkoon xale bi jigéen bi nekkutoon dara du ko doon bamax parce que xam ne kii dafa bokk si la lionne de la coalition bu union citoyenne buntu bi si la bokk moo tax mu bamax ko waaye nag dama ragal ne foofu aussi yëfi cuune la fa def parce que góor ñaa ngi fi bamaxu leen muy dem di bamax jigéen ñi te mu am ay jigéen këram jabaram doon jigéen ay rakam doon jigéen donc wartoon def loolu dafa ñaaw. dafa ñaaw dafa ñaaw lool sax. bu ngeen gañee wala ñu gañe leen lan ngeen di wax waa Passy. suñu gañee dañuy sant yàlla ba pare sant ko ñetti yoon nag waaw li may nag wax waa Passy suñu gañee mooy li fi amoon doot fi amati man Thierno Bada dama jël engagement ànd ak union citoyenne buntu bi pour ñu defar Passy. lan moo fi amoon. waaw li fi amoon mooy dafa vol dafa bëri woon sàcc détournement def yaama neex jël ay nit yoo xam ne tekkiwuñ dara ci dëkk bi teg leen ci kaw nit ñi Passy c'est une ville mais on peut le dire un gros village lépp dafa jafe ci population bi parce que tey nga nekk sa kër papa dafa laaj ëllëg nga mën a samp sa kër boo moom mais suñu jëlee suufi Passy yëpp jël ko jaay ko étranger yi doomi Passy duñu am fu ñu dëkk te nit ki mënuloo dëkk éternellement sa kër papa yaag say frère yaag say sœur ëllëg héritage bi day métti. dëgg la monsieur Thierno Ba kon ñu ngi lay sant di la gërëm di la bàyyi vote yi ñu ngi commencé xat na kon ñu ngi lay bàyyi ba beneen lan ngay wax waa Passy TV. waaw waa Passy TV maa ngi leen di ñaanal yàlla guddal seen fan yokk leen ba ngeen yëg ko may leen matériel may leen moyen ba fi ngeen toll tey ngeen weesu ko si ay junney étape loolu laa leen di ñaanal. bu leen Passy tabbee kanaa di ngeen def leen si waa Passy TV parce que ñun moom ñu ngi fi ngir yéen kanaa di ngeen ñu defal dara boobu. waaw man nag si loolu laa dëkk man social la xam parce que li ma yor tey kenn jox ma ko suñu borom moo ma ko dénk te daf ma ko dénk ne naa ko si liggéeyal donc lu baax laa si liggéey du ma si jéem a def lenn lu bon lu baax kese laa si liggéey donc su ma gisee doomi Passy buy yëngatu war a liggéey dama si jàpp si Passy mu dem parce que Passy mooy suma lépp. kon ñoo ko déggandoor loolu di ay kaddu Thierno Ba di mandataire union citoyenne buntu bi ñu ngi lay sant di la gërëm di la wax bonne chance si vote yi. man maa leen di remercier yal na yàlla def jàmm si Passy. amiin waaw ba tey ñu ngi wéyandi di leen indil ay information si wàllum élection locale yi fii nii si Passy ñu ngi si école 2 ba léegi ñu ngi taxawat mandataire waa coalition Yewwi Askan Wi di Khalifa Ndiaye ñu ngi lay nuyu ginnaaw mën leen nuyoo ba pare nan nga gisee élection yi ak déroulement bi. waaw alhamdulilah rabi alamin ñu ngi lay fay comme ni nga ko waxee rek ñu ngi fii ci centre bu école 2 nekk deuxième centre bi gën a rëy ci électorat bu Passy bon comme ni nga ko waxee rek depuis ce matin ñu ngi déroulé scrutin bi normalement bon am na tamit aussi yenn fait yu nga xam ne dañ koy déplorer parce que ki nga xam ne mooy monsieur le maire ñoo na fi ci suba di dugg ci centre bi am beneen membre benn coalition taxaw ci kanam mu brutaliser ko pousse ko mu daanu je pense que loolu du acte responsable du acte boo xam ne un leader war na ko def surtout quelqu'un qui xam ne dafa aspirer pour diriger la commune de Passy donc loolu lu ñuy déplorer du yoon wax naa leen ko yaa ngi dégg parce que loolu dañuy indi ay tension ci élection nit bu taxawee ca kaw nga nekk responsable mais force l'ordre ñu la mettre ordre nga jàll mais di ko brutaliser di ko pousse je pense que kooku moom lenn moo ko dese brutaliser te la même chose def école 3 parce que xam na ne perte na waaw comme perte élection yi fi mu toll nii violence moo ko dese mais ñun duñ ko ci fekk parce que ñun liñ gëm actuellement fi may waxee nii dañoo gëm ne élection yi ñoo ko téye te incha allah am ngeen ci yaakaar yaqin bu leer nañ nga centre bi di école 2 dañoo gëm ne ren bàyyi nga sa koy remporter école 1 moom fi FM la foofu moom rage yàlla bi def dañuy duma bañ bugg a dee école 2 dañoo am yaqin ne incha allah rabbi dañ koy gagné parce que liñ gis ak liñ fi liggéey may nañu ñu gagné école 2 te incha allah tamit noonu la ñuy def école 3 pour wax la daal gàttal mooy dañuy xuuf pas ni ko xale yi di waxee dañuy xuuf pas da ngeen di xuuf pas si sa wax ñu ngi dégg ne maanaam xam nga élection moom mënul ñàkk ay yenn coow wala yenn caay-caay mais am na loo xam ne dafa ëpp parce que démb ba léegi ñu ngi dégg ay violence
mais tey jii bu ne boo ne camp yi maire beneen camp tamit day taxaw ne yéen tamit yéen a ngi def ay violence dem di bënn ay pneu oto jàmbur dem ay yeneen ak yeneen loolu noonu loo si wax ak ndax loolu dëgg la wala du dëgg. comme ni nga ko waxee rek xam nga da nga ne politique dafa bëri ay caay-caay je pense que ñun provoqué wuñ mais nag dañuy riposter aussi maanaam nous ne voulons pas la guerre yaa ngi dégg mais tamit duñ toog ñuy nappaaje c'est-à-dire que depuis le début yéen a ngi dégg parce que yëpp tous les candidats ñoo ko témoigné ne Yewwi Askan Wi nag franchement parlant ñooy coalition bi nga xam ne ñoo gën a passif ñun defuñ problème defuñ xeexuñ xuloowuñ alors que gis nañ yeneen camp yoo xam ne xeex nañ fi xuloo tegante bopp demande gendarmerie mais yàlla def na ñun bokkuñu ci mais nag duñ maslaa nag bañ maasale ñu c'est-à-dire que ñun on a la jeunesse avec nous. mais comme ni ko seen leader waxee nee na la meilleure façon de faire la guerre c'est d'attaquer en premier. waaw je pense que j'étais témoin vidéo bi je pense que j'étais témoin leen intéressé ci vidéo bi dañ ko coupé te loolu yàgg na ci on sait yaa ngi dégg loolu réseaux sociaux yi moom mënuñu ko cee bañ c'est-à-dire que vidéo li mu wax dafa leer defoon nañ ko en 2014 parce que boobu il était jeune bëriwul amul expérience amul encadrement monsieur le maire mii may wax ni ñoo na bureau école 1 en 2014 sol kilotam dugg arrêté élection yi 2 heures parce que xam na ne foofu moom du seen fief comme du seen fief nag dafa indi boucan indi problème pour vote yi ralentir pour au moins leen fa woon rawee mu wàññeeku loolu stratégie politique la mais même stratégie la ñu utilisé démb c'est-à-dire que dafa ñaaw nga nekk ci dëkk falu fa pendant 7 ans ak juróom weer yow conquéroo xolu nit ñi bëgguñ la nit ñi nawlawuñ la nga dugg nag jaru sa maletu xaalis dugg ci koñ mi naa nga def achat de conscience si ña la jéem acheter seen conscience mooy sunu militant mais loolu duñ ko nangu c'est-à-dire que duñu ko nangu. moo taxoon dem ci guddi ngeen génn. non ba li benn am na xam nga ñu ngi wax ay bënn pneu oto mais Pape Sall ku ko xam mais oto mu ko gaari buntu place Tafa Sa di watu génn ñu bënn ñaari pneu bi xanaa ñoo ko bënn xanaa xamuñ ko accusé wuñ kenn mais pourquoi ñoom ñu bu ñu accusé bënn nañ seen pneu mais ñu bënn suñu pneu na ku nekk jàpp ñaam rek. da am si seen biir ñoo xam ne dañoo assumer acte boobu. waaw je pense que man loolu yëguma ko te je pense que je suis parmi les responsables yaa ngi dégg lépp lu ci xew war naa ko yëg te man j'étais là-bas maa ngi woon Kër Baye Niass ba guddi je pense que ñun bu doon retenu yaa ngi dégg bu doon retenu bi ñu am yaa ngi dégg ak bëgg pass bi ñu am kon ni kon démb duñu wax tey élection parce que nag ñoo leen ëpp jeunesse ñoo leen ëpp doole fuuf mais du leen ko won xam nga fa leen ko wonee ci urne yi ñun foofu la ñuy waxee ñoom mais bu leen topp non loolu du lu ñuy wax je pense que question d'heure la rek incha allah ñu leen di invité buntu mairie bu ngeen gagné lan ngeen di wax waa Passy waaw je pense que ñu leen wax waa Passy dafa leer c'est-à-dire bu ñu gagné mooy projet wala offre politique bi ñu jox waa Passy mais mooy ñoom nag maanaam accepté nañ ko parce que programme la leen jox ñun on a le meilleur programme on a le meilleur candidat yaa ngi dégg offre politique bi leen jox lii leen programme bi bu ñu ko joxoon ñoo xam ne ce sont des personnes neutres ñu étudier ko nañ leen ne programme askan bi moo gën a baax ci programme yi donc ñun programme leen tegal suñu falee mooy suñu programme accepté nañ ko te programme ay action la 50 actions yoo xam ne c'est réaliste et réalisable maanaam du ay projet diggé c'est-à-dire que le maire sortant moom li mu woon def mooy def bilan mais il n'a pas fait de bilan mais dañuy diggewaat dañuy waxal ay problème lotissement je pense que lotissement parce que amatu fi suuf amatu fi Njaafat xoj nañu Ñeseen xoj nañu Joosom nu tudd sax Jaagaan xoj nañu mais fan la ñuy lotissé xanaa dafa bëgg a lotissé suñu kër wala suñu mbedd mais duñ ko nangu parce que le cadre de vie dañ ko war a protéger loolu moom duñ ko nangu lan ngeen wax waa Passy TV ñoom li ñuy wax daal waa Passy mooy liñ gis dal na suñu xel ñun on est confiant alhamdulilahi rabi alamin liñ doon liggéey incha allah du neen le soir ñu yuuxu yaa ngi dégg savourer la victoire Yewwi Askan bi introduire suñu maire Baye Niass li ñuy wax ni ngi rek moo nañ dal apaisement parce que ñun duñu violenté ku ñu xam ne ñun duñu violenté on est des jeunes engagés et responsables on a un maire jeune duñu violenté duñu engagé mais nag dañuy wax leer duñu maslaa bañ maasa lañu yaa ngi dégg ku ñu wokk ñu xuri la loolu day leer c'est-à-dire que lépp lu ñu bëgg ñun dañ ci dem ak ñoom ñun nag duñu njëkkee mais nag luñ ñu oo ñu fekk leen fa bu dee doole ñu leen ko ëpp bu dee moyen ñu leen ko ëpp parce que gis ngeen logistique bi ñu fi indi du le maire du les autres candidats kenn indiwu ko fi bu dee moyen financier ëppale wuñu ko bu dee en matière d'organisation kenn ëppale wuñu ko donc kon nag ëppale wuñu dara ci dëkk bi tamit fi leen juddoo yaroo fi màggee fi ñoom juddoo fi yaroo fi màggee fi kon lan moo tax ñu war leen ragaluñu leen dañ leen respecté rek mais buñ ko xamul nag nangu respect bi defante ak ñoom muy mag muy ndaw jërëjëf Khalifa ku leen okko ngeen xuri ko kon fii 18h lépp leer ñu ngi lay gërëm di la sant di la jaajëfal di la wax bonne chance jërëjëf wax dëgg yàlla loolu la yàlla dogal gis nga ni population bi dina gën a consciente par rapport ak maanaam li ñu doon gisee vote yi ni muy déroulé fii nii ci Passy gisoo changement ak enjeu waaw gis naa changement ku ko ne xam na ne enveloppe bi moo daan tax nit ñi ñu bëri daan gagné bu njëkk aussi sensibilisation bi daawul yegg fenn fi boo xoolee gars yi dañ xaw a changé méthode ren boo xoolee ren meeting yi bëriwul li gën a ëpp mooy ay porte à porte ay tey débat te loolu aussi moo war a mën a tax nit ñi voté jeunesse bi aussi dafa bëri ren ay primo votant yi dafa bëri ñoo xam ne ils sont exigibilité bu ñu teg mooy tey dañuy demander da ngay dugg ci kër dem defi porte à porte nga yegg ñu ne la ñun certes mbokk gi neex na mais dañu soxla un programme réaliste et réalisable
yàlla dogal na ne nag ci programme moom waaw ku waxal yàlla rek xam na ren moom programme bi coalition parti socialiste génnee amul benn programme bu ni mel. sunu candidat également amul benn candidat bu ni mel sunu équipe bi nga xamante ne ni man maa ko jiite woon ci campagne bi amul benn équipe bu ni mel moo tax donc dañu yaakaar ne tey su moom balaa 19h incha allah DBDM sera le prochain maire. ban appel ngay lancé au leader ak lu mënti xew fii 18h 19h lan ngay lancé ban appel. Appel bi may lancé mooy donc qu'il fasse comme notre leader. Nous avons déjà décidé sunu gagné dinañ génn jubilé mais si jamais DBDM perd les élections qui remporte les élections dinañ ko seeti. bu ñu ko mayee dinañ ko seeti dinañ ko nuyu dinañ ko féliciter dinañ ko présenter également sunu programme bu amee lu ko ci yitteel mu intéressé ko mu bëgg a dox pour Passy ñun pare nañ pour accompagner ko même si nous ne devenons pas donc des conseillers pare nañ pour accompagner nouvelle équipe municipale bi nga xamante ne nii moo fas yéene donc comment dirais-je yore destiné Passy fii ak 5 ans yi di ñëw. lay wax waa Passy TV. maa ngi bëgg ci ñoom xamante naa ak ñoom defal nañ ma interview. parce que kenn naatablewul ne lamp yi bi ñu fi amee problème mu tàkk man maa ci def naa ci démarche boog du ma ne man maa ci def démarche mais def naa ci démarche ñu interview ma ci ma ànd ak ñoom final championnat ren bi également am naa ak ñoom aussi beneen rencontre donc ñu ngi kontaan seen liggéey di leen ñaanal yàlla télé bi fi ngeen bëgg mu yegg yàlla na fa yegg yàlla na doon une télévision internationale mën ngeen ko xam nañ ne ñu xarañ ngeen gis nañu affaire yi rafet na ñu ngi leen di encourager liggéey bi yombul mais ñu ngi leen di ñaanal également. jërëjëf Bass Diop di directeur de campagne parti socialiste ku ko jiite di DBDM ñu ngi lay sant di la gërëm di la wax bonne chance. di tëb di kii lan mooy problème bi. lan mooy problème bi dañ ko liggéey ku ci nekk defe naa li nga gëm li nga liggéey soo ko gëmee li ci des mooy jël li ci des yëpp nga jox ko yàlla suñu borom xam ne yàlla noppi na yàlla mooy maye mais dafa am loo xam ne si lui seewul na dafa am ñoo xam ne dañu nekk fii di jël seen nit di leen indi li leen dugal te loolu laa ne du ma ko nangu. ku ñëw na nga rang ñi rang suñ la mënee may la mais kenn du fi influencé kenn du ma ko fekke man maa wax loolu lay kaas waaw loolu lay kaas. sànq ba léegi yaa ngi waxat Bass Diop naan ko nen sécuriser daa mel ni fii kanaa seen fièvre la moo tax ngeen bëgg a sécuriser affaire. waaw xam nga fii c'est comme doon yàllaa ko xam ndax élection yi moom mu ngi noonu rek mais nag fa munti doon soo ko moomee même soo ko moom da nga ko war a sécuriser parce que dafa am ñoo xamante ne tey dañoo sol mbubb yoo xam ne xamee wuñ leen ko woon. mooy mbubbi politique bu fees ba mu ëpp mais nag ku ne sañ ngaa politique ku ne sañ ngaa wax ak sa militant mais nag pas ngay influencer ku ko def man dinaa la boole gendarme yi ñu génne la. mais mooy yoon parce que jàpp naa ne campagne bi jeex na fii moom lu si des mooy voté 18h jot ñu wax kii moo gën. voilà voté la mais dafa am koo xamante ni dafa bokk ci man ma rus ko te lii mu doxal tey neex ma muy ceer parce que dafa ñëw dama tasee déedéet kii laa wax xale bi ma ànd dama ñëw am ko ma taseel fee mu ñëw. ba mu ñëwee mu ne ma am ko ma dégg fii mu naan jëlal couleur jaune bi. jëlal couleur jaune. ma ne ko waroo ko wax dégg nga mu ne waxuma ko ba dama ko doon tooñ rek ma ne ko waroo influencer kenn ñun ñëpp nañu ut bu rafet man daal li may wax mooy li ma gis rafetlu woo ko ñi ko def xam nañ seen bopp ñi nga xam ne toog nañ si terrain bi. di jiital ay nit ñëw ne may leen ñu dugg xam nañ seen bopp mais nit ki mënoo dëkk si ñaan nga ñu may la nga ñaanaan ñu may la loolu laa ne duñ ko nangu. tey si suba dégg nañ ne monsieur le maire ba mu fi ñëwee dafay jotanteet benn daam ba wax ko mu daanu ndax loolu fekkee nga ko wala da nga koy dëgg. wax dëgg yàlla man ci saal yi laa nekkoon loolu moom dama ko dégg mais man gisuma ko sax wax dëgg yàlla yéex naa ko dégg sax. loolu boo amee lan nga si wax. loolu boo amee xëy na moom ñoom ñi ko seq ñoo xam luñ def ba tax mu demee noonu waaw. am nga yaakaar. am naa yaakaar ci vote yi. ci vote yi bien sûr man am naa yaakaar bu baax parce que liggéey naa lu war a tax ma am yaakaar. jërëjëf Mbose instant yi temps bi daa xat ñu ngi lay bàyyi nga defar sa liggéey jërëjëf. école 2 si centre de vote bi fii nii si école 2 ñu ngi jàkkaarloo suñu jigéen di Diarakan Diaw nan nga gisee déroulement vote yi. waaw merci beaucoup Mara maa ngi lay nuyu di nuyu waa Passy TV bu baax déroulement bi moom bon ça va gars yi ñu ngi génn kër yi ñu ngi ñëw voter si vraiment mu ngi daal si yoon daal. yaakaar nga di ngeen gagné élection yi. waaw loolu moom du sax question parce que amul kuy dem ci xare naan dañ may gagné donc ñun on s'est bien préparé ba nga xam ne ginnaaw yàlla lu mu dogal parce que tamit ki war a falu rek le mooy faru te yàlla moom mooy fale mais ñu ngi ñaan yàlla mu jox ñu ndam bi incha allah te am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax. Diarra ñu xam la si DBDM bokk ci coalition parti socialiste bi jiite ko di laaj mairie de Passy violence bi bëri na ba démb dégg nañ ne dañoo bënn pneu otoom violence bi lan nga siy wax.
waaw violence moom baaxul ci dara donc nous c'est regrettable on est désolé pour ce qui s'est passé donc nekkul lu ñu rafetlu parce que ñun ñëpp ñoo bokk Passy suba ñun ñooy dajawaat ci ngénte ñoo dajawaat ci dëj yi ñoo dajawaat ci takk yi ñoo dajawaat ci ziar yi ak gàmmo yi donc war nañ ko rafetal mais violence bi nii amul benn sens parce que olof Ndiaye nee na ay yem ci bopp borom donc lu ñu war a def mooy rafetal ñun ñëpp ñu nekk benn dans l'amiable voté ci jàmm daal di ñibbi ki gagné yàlla teg ko fi ñu le travail continue daal. waaw Passy TV moom yéen kenn amul seen fay dañ leen di ñaanal yàlla tax guddal seen fan vraiment ngeen dem ba am boîte boo xamante ne c'est suivi partout dans le monde entier parce que seen liggéey rafet na bu baax a baax kenn mënu leen fay vraiment. jërëjëf Dame de Fer di Jarakan Diaw ñu ngi lay. waaw ba léegi yéen a ngi seetaan seen site Passy TV fii nii ñu ngi ci centre école 2 bu Passy ñu ngi ci élection yi di leen ko toppal ñu ngi jàkkaarloo suñu papa Ndéné Ndaw bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar ki ko jiite di Pape Adama Cissé tonton Ndéné Ndaw ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay bu baax waa Passy TV waaw ba léegi dëgg la amul problème ba léegi ñu ngi lay laaj déroulement élection yi noo ko gisee ak sa impression ci élection yi. donc le vote se passe bien électeurs yi ñëw nañ teel nañu ñëw d'ailleurs man depuis 7 heures maa ngi ci centre bi donc affluence bi chaque fois même rythme bi la quoi donc nag y a 2 bureaux yoo xam ne nii. c'est regrettable que ne dañu yéex a commencé ñu ngi commencé 9 heures moins. lan moo ko waral. bon le président n'était pas sur place c'est-à-dire l'emplacement a accusé un peu de retard quoi loolu moo ko waral quoi loolu moo tax mu xaw a yéex bureau 4 quoi je veux dire. te yéen jàpp ngeen ne fii 18 heures di ngeen vote yi dina jeex ci jàmm. waaw yaakaar nañ ko bu jàllut it aussi mu xanaa ñu demander prolongation rek pour que électeurs yi mën a accomplir seen droit quoi. seen devoir oui. d'accord incident yu jot a xew tey suba. kun tàllal micro ñu accusé ñu ne monsieur le maire moo fi ñëwoon. ba mu wax fi benn daam mu daanu ñëpp di ko regretter. ndax loolu noonu lan mooy sa xalaat ndax fekkee nga ko ak lan nga ciy wax. non fekkee wu ma ko boobu man maa ngi voté parce que bi ma génnee laa dégg mbir mi donc mënuma ci addu parce que nit ñi li leen parfois li leen arrangé rek la ñuy wax quoi mais mënuma ci addu parce que fekkewuma je ne suis pas témoin oculaire. boo ci adduwul. mais dégg nga violence dama dégg ne day dugg si la dame la ne ko fii doo fi jaar mu pusaat na le mu ne fii doo fi jaar mu bama ko. lan moo tax mu ne du fi jaar. ah je ne sais pas c'est une opposante la xam peut-être loolu la parce que élément buntu bi la quoi. waaw buntu bi la. léegi violence yi depuis démb ci guddi ba tey lan moo waral loolu noonu. ak lan ngay wax waa Passy. kii bi la rek engouement bi la rek xam nga élection chaque fois c'est comme ça les enjeux électoralement. est-ce que bii ëppul. waaw bii moo ëpp parce que ni mu fi demee la quoi depuis pré-campagne bi gis ngeen nu mu déroulé woo campagne bi aussi donc il fallait vraiment s'attendre à ce que mu demee nii quoi. mais de toute façon ñun ñëpp ñoo bokk dëkk bi ñun ñëpp ay patients lañ lépp lu munti amit au lendemain ñun ñëpp dinañ retrouver waat nous sommes des parents des frères des sœurs donc man j'appelle au calme n'est-ce pas ki nga xam ne nii moo war a falu yàlla fal na ko ba pare loolu moo ci nekk donc j'appelle au calme que ñëpp nañ dal ànd ak sérénité quoi. ci lu mënti xew. waaw ci lu mënti xem daal nañ ànd ak dal ak sérénité loolu daal lay ñaan man Pape Ndéné Ndaw en tant que membre coalition Benno Bokk Yaakaar mandataire école 2 quoi waaw. jërëjëf maa ngi leen di jërëjëfal bu baax de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer à Passy TV. jërëjëf Ndéné Ndaw ñu lay gërëm di la sant. dans 2 heures de temps ou 1 heure de temps le maire de la commune de Passy bëggoon naa képp koo xamante ne rek yaa ngi fi na nga ànd ak dal parce que dal ci la lépp xaj yàlla def ñu dem ci dépouillement bi ci ànd ak dal yàlla génnee résultats yi ci jàmm ak salaam en tout cas man li ma gisugum mooy gis naa ne le rendez-vous de la démocratie a sonné et que ñëpp gëm nañ ko xam nañ ne dañoo war a ñëw pour uyu si répondre à cette demande là et ça bu amee lu ñu war def lu may sant yàlla parce que l'idée montre que ne nous avons une population mûre nous avons également une jeunesse consciente et ça c'est vraiment une fierté boo seetloo fii les camps adverses et tout terewul ñu ngi nekk si jàmm
donc li ñu commencé woon si suuf ba léegi nañu fexe ñu yeggale ko si jàmm ak salaam ba incha allah fii ak ngoon yàlla dina génne ki nga xamante ne tey moom la tànn mu doon ko war a jiite Passy fii ak 5 ans yi incha allah ñuy ñaan nag yàlla def mu nekk ñun parce que gëm nañ ne 2 heures de temps moo ñu séparé pour ñu nekk le maire de la commune de Passy bu soobee. comme lu nga wax dañoo am jeunesse yu consciente jàpp nga ne enjeu yi am si élection yi mu ngi doog a am Passy parce que gis nañ ne population bi yëpp a génn léegi dem voté ji parce que toogatuñ seen kër yi ñeneen di leen voté wala ñeneen di leen di jiital waaye ñoom dañoo jóg takkaayu ne ñoom dañuy dem tabb ku leen neex ci mairie bi ak ku ci am yaakaar jàpp nga ne enjeu yooyu noonu ak loolu noonu nan nga ko gisee ak jeunesse bu consciente bi ñoom ñëpp génn ne dañuy dem voté ji. xam nga dafay coïncider ak samay objectif personnel mooy dama naan man sama dund bu ma réussir sama vie à ce que ma fexe ba la jeunesse de Passy soit consciente. La jeunesse de ma génération soit consciente c'est-à-dire que ñu xam seen responsabilité ñu xam lan mooy seen àq ak yelleef ak lan mooy seen devoir bokk na ci nag si yooyu muy élection jot mu nekk rendez-vous boo xamante ne si la ñu war a ñëw pour tànn Passy kan moo war a jiite fii ak 5 ans yi si loolu nag personnellement li ma ciy woote di ci wax rek mooy sant yàlla la parce que boo seetloo tey engouement bi am je pense que taux de participation bi ñu nar a am je pense que ce sera pour la première fois mais tout ça li muy ëmb rek mooy jeunesse passienne doomu Passy gëm nañ ne ñoom ñoo war a tànnal seen bopp mais kenn du leen tànnal et alhamdulilah je me dis et surtout nag avec la majorité écrasante la jeunesse surtout la jeunesse parce que quand je le dis les gens me diront peut-être que c'est parce que tu es un fan de la jeunesse c'est vrai du fan c'est parce que ñoom seen bopp dañu xam ne le projet bi nga xamante moom la porté pour la commune de Passy est le projet meilleur bi nga xamante ne mooy génnee Passy li mu nekk dama koy wax chaque fois et je pense que je l'ai étalé dans mon programme j'ai toujours dit que Passy naqariwul defar surtout bu fekkee ne impliqué nañu waa Passy yëpp Passy naqariwul defar su fekkee ne jël nañ Passy lim moom ñu delloowaat ko waa Passy naqariwul defar bu nekkee ne ki ko jiite day nekk yitteem man nag bokk na ci man sama yitte bokk na ci man sama kéem kattan delloo Passy li moom bokk na si sama bëgg-bëgg mooy fexe ba Passy mu nekk sama yitte kon si lu condition yooyu moo tax tey yaakaar naa ne ñu egsi fii ñu egsi maintenant nag la jeunesse bi nga xamante ne engagé wu nañ ci élection yi day wane ne rek li ma la wax sànq franchement jot na ñu changer dëkk bi jox ko un jeune mu gérer dëkk bi gérer ko ci ni nga xamante ne dina rafet te aussi également dina ko teg ci mucc ay parce que nag gis nga mag ñi amatul lu ñuy prouver yàlla ma yàlla baal mais lu ci gën a bëri seeni vie la ñuy bëgg a sauver par contre un jeune boo xamante ne am na espoir de vie bien que nag dund moom yàlla bind ko ci ku nekk fan nga jëm mais gëm nañu ne tey bu ñu xoolee mag ak xale dañ naan de plus souvent mag mooy gën a moom la ñu xalaat ne espérance de vie bi moo gën a jeex mais du raison parce que ñu ay julli lañ xam nañ ne yàlla day jël sax liir day jël sax xale si biir yaayam day jël mag à 100 ans 200 et quelques années donc loolu yëpp su amee du tax ñu naagu mais dama ne jox dëkk jeunesse moo gën foofu parce que jeunesse day bëgg def résultat parce que jeunesse day xam ne moom amul droit pour def erreur parce que jeunesse day doon koo xamante ne day rus ay moromam taxaw ëllëg mu wane ne moom dafa cuune donc moo tax dëkk dañ ko jox jeunesse boo fekkee am na jeunes yoo xamante ne porté wu nañ volontiers taxaw na dañoo soxla dëkk bi dañ leen ko jox c'est notre cas ici en tant que leader en tant que le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi et en tant que également futur dans 2 heures de temps le maire de la commune de Passy incha allah. La meilleure manière de faire la guerre c'est d'attaquer mu doon benn vidéo boo xam ne ñëpp a ngi koy partagé loo siy leeral si loolu. bon damay wax alhamdulilah rek laay wax parce que ku ma xam ne je suis pas violent ku ma xam ne j'ai toujours fait appel à la paix à la sérénité et également au calme ku taxaw ne peut-être fekk ngeen nit kuy waxtaan ak ay jeunes parce que ils étaient au nombre de 200 et quelques ñëw sama kër seet si ma ñoom dañu bëgg ñu waxtaanee ñu xool comment est-ce que la ñu war a taxawee pour que élection yi incha allah na lañ mën a suñu war a teg suñu taxawaay parce que nag élection bi ñu jëm dañ ko bëgg a téye suñu loxo ñoom ndaw yi si loolu laa leen ko wax discours bi nag je pense que benn discours bu guddi la woon benn moo la ci ay nit jël dagg ko ñëw indi ko et loolu c'est pas amul problème parce que li muy montré rek mooy am na benn dayo bu ñu yàlla jox mais je lance et je prends également témoin la communauté passienne la population de Passy que man Baye Niass jamais du ma inscrire ci violence man Baye Niass ñaanuma yàlla di falu Passy di jaar ci kaw ay cadavre wala may rey ay nit wala may gaañ ay nit sama ndaw yi wax naa leen ko la preuve bi ma déggee vidéo bi mu nekk sama cër terewul wax naa ak ñëpp na leen dal leen et je pense ku seetlu tey xam ne bi campagne bi commencé ba léegi
dégg ngeen fi ay coalition yu fi nekk di xeex di xuloo ñoomu nen ñoo fi nekk di xuloo di xeex mais man déggoo sama élément bu xeex man kenn dégguma si lu ñaaw kenn dégguma si mën bi ñu demee ba jour veille élection bi discours boobu ñu jël ñu génne si benn joxe ko damay nangu ne seen gis-gis la ñoom mais man li ma ñor man mooy appeler aussi c'est de bonne guerre. bon mun nga ko gisee noonu mais man gisee wu ma ko noonu parce que man dama jàpp ne dew ma pour guerre dama jàpp ne rendez-vous démocratie là donc jëluma pour dem naan damay xeexi ou pas non c'est une manière de parler et je pense que c'est un discours je dis bien donc dans un discours il y a des mots boo ko jëlee xëcc ko souvent lim lay jox ak li muy doon mën a nekk bañ a nekk benn man parce que yaakaar naa ne sama yaay tëdd fii sama papa nekk fii samay rakk nekk samay doom samay jabaar yaakaar naa dinaa oote leneen fitna ba mu des parce que aw ma sax yem ku ma xamul rek nag mooy wax nag ne man dinaa oote parce que fitna ku ma xamoon démb xam ne damay yàgg jaar ci yoon bu sori te métti pour yegg si fi ñu yegg si tey ñu koy sant yàlla. ban appel ngay lancé bu 18h jotee ak lu mënti xew ban appel ngay lancé à la communauté passienne. je répète damay wax ne ñun ay croyants lañ gëm yàlla lañ bi élection yi jotee ñu koy waajal jox nañ ko gëddëm bi élection yi di préparer liggéey nañ li war a liggéey yaakaar naa manqué wuñ benn rendez-vous bu waree dem seet nit ñi seet nañ leen su demee waxtaan ak nit ñi waxtaan ak ñoom bu demee seet nit ñi seet nañ leen lépp lu nit xalaat pour liggéey rek def nañ ko maintenant la des nag loxo yàlla lañ koy bàyyi. parce que yàlla moom noppi na kan la war a fal ba pare donc sur ce je dirais à tout le monde képp koo xam ne yaa ngi may déglu lépp lu yàlla indi ngoon nañ nangu ne ndogalu yàlla la parce que nag yàlla mooy xool ki mu bëgg moom mu jiite dëkk bi te tànn na ko bu yàgg ba pare kon nag woowu ma kenn si loo xamante ne nekk na loo xam ne boo yenewul maanaam parce que nag je pense que su ma koy def sax du ma ko def sax à l'endroit de ma jeunesse ou bien de mon électorat je sais que sama électorat duñ mos a def incident duñ mos a def parce que lu tax parce que tey ñun ñoo war a occuper tali bi parce que tey ñun ñoo war a occuper dëkk bi parce que tey ñoo war a occuper média bi parce que ngoon bi yëpp ba suba ay fête la ñu war a def parce que dañuy gagner ba pare ça c'est sûr et certain donc c'est une victoire à conserver 19 heures moo tere ñu yegg si foofu noonu kon donc li may wax kay mooy ñeneen ñi nañ fexe daal am ngor gu toll nii buñ ci def dara lu ñaaw nañ fexe ba am mat gu toll nii buñ def dara loo xam ne dañu koy xeebee nañ dal rek man en tout cas daal li ma leen di wax mooy loolu loolu mooy samay kàddu franchement. c'est de préserver la victoire kon nag ñu ngi lay gërëm di la sant monsieur le maire Mame Baye Niass waa Passy TV ñu ngi lay gërëm di la sant di la kontaanee jërëjëf. si centre de vote école 2 fii nii si commune de Passy ñu ngi nii nag bon jàkkaarloo maire yi xam naa dañoo voté ba pare doon xewlu pare nañ si xewle lu ngeen yëg tey ci vote. ba neex rek ak mbégte goo xam ne car macha allah di kontaan ci monsieur le maire bi di ko ñaanal jàmm ak xéwal ak gudd fan ak wér ak képp. mooy seen monsieur le maire. waa dama Cissé doomu Yaama Daraame dëkk Tawa dëkk Passy doomu dëkk bi say jum ñu bëgg Passy bëgg képp ku ànd ak Passy bëgg na la moom ku ko contre sa bëgg na la ndax xol bee rafet. bu la déggee daa mel ni da nga am confiance da nga yëg ne yéen da ngeen di gagné da nga am yaqin bi. ane Serigne Babacar seen na Serigne Babacar seen na dañuy gagné incha allah mosuma ci am sikk sàkk mosuma ci am stress ci kaw ci kanam rek te dañ koy jëlaat. li ngay wax nii da nga gëm ne da ngeen ko liggéey wala yow lan nga jàpp bay wax. lii tax ma jàpp ko daf ko fi liggéey jikko doomu Passy jikko kii xaritam dépp ku ki mbokkam ku ko bëgg xam na ne liggéey na ku ko bañ xam na ne liggéey na ndax lim liggéey dafa leer nañ lamp yi leer na ndox mi neex na gënatuñu ndox. yow xanaa da ngaa tiit. macha allah déedéet man tiituma dama kontaan rek su suñu monsieur le maire damay kontaan ci moom dama kontaan tiituma. yëgoo dara yëguñu dara. lu dul bànneex waaw bànneex am nañ yaakaar ne suñu monsieur le maire dina ko jël ndax liggéey na Passy def na Passy monsieur le maire ku ko contre ku ne da ngay def lu la neex mais boo xoolee Passy démb xool ko tey nga xam ne suñu monsieur le maire liggéey na te monsieur le maire mënut a daanu ndax dafa ànd ak ay lawbe kon feeling paaj waaw. ca lawbe yàlla. loo yëg yow loo leen yëg maire. asalaamaaleykum maa leen nuyu yéen ñëpp ku nekk turam ak santam ñun daa kontaan ren de parce que sama doomi bàjjen la yaayam ak sama papa ñoo bokk benn baay sama papa mooy taawu papa yaay papam ñu ngi sant di gërëm nag te xam ne parce que moom ku ko gis démb gis ko tey nga xam ne changement am na. maire voté ngeen ba pare est-ce que yéen. nañ ba pare incha allah te ñooy jël ndam incha allah. gëm ngeen ko. gëm nañ ko bu baax gëm nañ ko bu baax a baax. bu leneen xewee net bu leneen xewee. leneen du si xew ndax liggéeyuñ ko. waaw suñ liggéey. élection leen ne de élection daa bëri ay dugg ay génn. am ne moo si xew ñun ñooy jël ndam li tey ba ëllëg. incha allah waaw wii Pape Cissé rek nag. wii Pape Cissé. Pape Cissé rek. waaw jërëjëf maire ñu ngi lay sant di la gërëm. arrête. a tiit mokk mosoo tiit. mosuma tiit
loo yëg. bànneex macha allah bànneex kese laa. am nga yaakaar. pire. ba avant may démarrer laa am yaakaar ànd ak sama yaakaar gu ba bis yàlla tey jii maag sama yaakaar gi incha allah. te gëm ngeen ne école 2 bi centre bi ni ñu nekk. centre bi ñu nekk ñoo koy gagné man fa ma voté bopp fas ñëw ca biir maa ko yër ñang yow mii. man mii. bu ngeen gagné lan ngay wax waa Passy. delloo leen buum ca booy ba rek lépp lu ma leen defaloon ci lu baax rek yokkaat ko pire nag te dama ko wax te dama koy def. bu leneen xewee. lenn du ma sa xew lépp day rafet te ñooy gagné incha allah rabbi 2e mandat. kon net waa Passy TV yéen a ko déggandoor nee nañ ñoom 2e y a jamais 1 sans 2 ah y a jamais 1 sans 2 waaw kon loolu leen gis kon 2-0 yi day mat incha allah ñoom dañoo ànd ak confiance kon ne ñu ngi xool fii ak 18h lan mooy xew incha allah jërëjëf. noo tudd. Jama Touré. Jama ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm. toogaay bi tiit la wala. du tiit kontaan rek. waaw xam ne ndam bi jël nañ ko. muy coalition buntu bi. fi ngeen si yaakaar. bu baax a baax ba ñu am yaakaar ba ñu amee yaakaar du tey. da ngeen voté ba pare. voté guñ. lu ngeen di xaar. dañuy xaar rangi egsi guñ ci ñun. am ngeen yaakaar ba pare te yow yaakaar gi yaa ko yor te voté go. te yéen nañ ko amee bu yàgg ci suba lañ ko téye. est-ce que centre école 2 yéen di ngeen ko gagné. école 2 école 3 yëpp ñoo fay jël paie bu sabe kuy maye. yéen a ko moom. maa la wax lii. bu ngoon jotee 18h ñu tëj bureau de vote yi ñu ne buntu bi gagné na ngeen taxaw si mairie bi lan ngeen di wax. fii seen nit ñi liggéey dëkk bi raxaale fi ne teg fi règlement intérieur bu baax a baax jàppale askan bi ñëpp gis seen bopp. li fi nekkoon kanaa baaxul. baaxul sant yàlla te xañ la jëm. waaw yaa ko wax de. maa wax li man Jama Touré. yàggatul de 18h. yàggatul ba 18h. maire na ngeen def. sëñ bi nga jéggal ma rek mënu ma wax. mënoo wax mais voté nga ba pare. voté gu ma damaa rang nii. da ngay rang nii. loo yëg. loo yëg da ngaa tiit wala lan la. jéggal ma rek sëñ bi. ma jéggal la ko. waaw kon baax na. salaamaaleykum soxna. maaleykum salaam. ñu ngi lay nuyu di la sant noo tudd. Maam Fama Gaye. Maam Fama voté nga ba pare. voté gu ma de maa ngi rang. Maam Fana loo yëg tey. li ma yëg kontaan rek di sant yàlla bu baax di yaakaar am ndam. ndam li fan la jëm fan. xanaa buntu bi rek. buntu bi. maa ngi tàllal sama loxo ak sama barke turandoo di ñaan waa buntu bi yàlla may leen ndam. seen campagne yi chaque jour ñu ngi ko doon dégg naan ay buntu bi bu dimanche day tijjeeku tey lay tijjeeku am ngeen ci yaakaar. bu baax am nañ si yaakaar di ko ñaan toujours. si dara yàlla mi maye yal nañu yàlla may. mu may la kenn ku nekk ndam la bëgg ndam liñ bëgg nag yal nañu ko yàlla defal. te gëm nga ko. te gëm nga ko maire yàlla. gëm naa lan. gëm nga ndam. ma ne yàllay maye. dama ne yàllay maye. yàlla miy maye ndam rek ngay ñaan. yàlla miy maye ndam rek mu may la ndam waaye doone am naa ndam te xamagoo ndax am nga ndam ndax yàllay maye. sànq dañoo am ñu dékk suñu micro ñu ne ñoom gagné nañ ba pare. te bokkuñ seen camp loo leen di wax. waaw ñoom ñu xañ ne ñoom yàlla lañ ñooñu xañ ne yàlla lañ waaye ñun yàlla la ñuy ñaan yàlla mooy borom yëpp moom yëpp yàlla mi moom yëpp te am yëpp yal nañu yàlla may ndam moom la ñu sax. ñan ñun ñooy buntu bi. Seydou ñoo ko déggandoor waa buntu bi daal ñoom seen lépp yàlla lañ ko wékk te ñu ngi ñaan yàlla maire looy wax. li may wax ci lan. ci buntu bi. ci buntu bi ak élection yi. élection yi kontaan te xam ne buntu bi dañ koy ñaanal yàlla may ko ndam parce que am nañ candidat bu gën ci candidat yi candidat bu yaru candidat bu digne non violence fii la xewee ci Passy maire sortant nga fekk ay jigéen di leen bëmax di leen dóor ci moom la ndax jaaxle waaye yàllaa ko gën. mais si luñ dégg xale bu jigéen bi daf ne maire du fi dugg. man yow mii la jàllo jéeri ku ma xool na xam na du ne du teew duñu koy naat ngeen ma nu mu demee nu mu demee ñëw na fekk dañuy taxaw fu ñëpp jaar ci suba ba tey moom bu ñëwee mën na faa jaar waaye jaar fa xëy na man la soxla woon la mu bëggoon la amul ñu fi daaw ma waaye la ma ko wax dégg na te du ma tay di ko waxaat nee naa ko ba ma ëppee léegi yow nga àndat buntu bi gëm ngeen ne di ngeen gañe buntu bi xam nga la tam lan moo tax ma yaakaar ma gëm ne dinañ gañe ci yar ci tegg ta gore suñ lépp ci fair play suñ liggéeyoon du xare pour jotaat ko day toog violence bi bëri na fii Passy ñan la ban camp la ñii naan waa yeewi askan wi la ñii naan waa Benno Bokk mi jaaxle moom Pape Adama Cissé mooy violence moom la moo jaaxle jërëjëf soxna si ñu lay gërëm di la sant